nañu cay taxaw góor ñi it naka noonu dina dikk incha allah jox leen ci li nga xamante ni jàpp na ni am na ci solo waaye leneen loo xamante ni lépp ci wàllu tabaski la bu ngeen lekkee xar da ngeen di soxla digérer moom nag am na ci ay solution dina leen wax fan ngeen di jaar ba ñu mel ni maanaam ñoom persale bi nga xamante ne saay dañuy sonn ci lekk géeg yooyu war a mën a nag jógee kër ga dem nuyoo ji persala mu ngi fi moom it avis du jour ni mu koy faral defee ci njeextalu émission dina ci dikk waaye dinañ ànd ak keneen koo xamante ne mu ngi ci plateau bile bokk ci wala bokk muy secrétaire administratif cadre unitaire bu OGI di wuyoo ci turu Gallo Ka moom nag dina dikk ak ñun incha allah ci jafe-jafe yi nga xamante ni jamono ji ñu ngi koy nemmeeku ca hôpital général bu Grand Yoff di ñàkk déggoo bi dox ci ñoom personnel bi ak ñi nga xamante ne ñoom ñoo leen di liggéeyloo nekk ci administration bi dina dikk jox ni ana lan moo waral coow loolu ak it nu ñuy def ba indi ci ak saafara donc mbokk yi lii la ñu nam a jukki tey ci Toi-même tu sais incha allah ànd ceeg suñu gan yi li ñuy def rek mooy njëkkee actualité bu njëkk ci internet bi ànd ceeg ki nga xamante ne mooy Maimouna Niane. Actubuzz sur le net, sur Seneweb, on peut lire Maimouna Niane, réponse du directeur de la prison de Rebeuss, ce que Guy Marius Sagna m'a dit. mu ngoog kon lettre bi nga xam ne kon jamono ji àddina bi yëpp wala Sénégal sax en particulier ñi ngi koy waxtaane tax na rek ba ki nga xam ne mooy le directeur de la prison de Rebeuss di inspecteur Cheikh Ahmed Tidiane Dia daal di génn rek wax mbir mi nan la depuis exactement ndax nee na ñi ñëpp ñi ngi wax ci lettre bi waaye moom ba tey ji jotul benn lettre bi nga xam ne mi ngi jóge ci activiste boobu di Guy Marius Sagna ci ay kàddoom sax mu ne ni ki tey ci suba ci la doon dégloo rajo comme ni ko askan wi yëpp di defee ci la génn déggee rek xibaar yi nga xam ne kon moom lañ ne Guy Marius Sagna daal dina adressé benn lettre directeur de la prison de Rebeuss ngir rek wax lan moo ko ci naqari yëpp ci biir prison bi ci noonu sax directeur bi daal di ne bu fekkee ne lettre bi amoon na moom mooy nekk nit ki njëkk ki nga xam ne dina jot ci lettre boobu waaye ba jamono ji kon may àddoo ki yéen amul benn lettre bi nga xam ne jot na ko mu ne sax ay kàddu yooyu mu yëkkati ko ci occasion bi nga xam ne ministre de la justice di maître Malick Sall daal di ñëwoon na rek ci maison d'arrêt et de correction bu mag bu pavillon spécial te nekk ci hôpital Aristide Le Dantec ngir daal di fay def benn visite bi nga xam ne ñi ngi doon yeesalaat yi nga xam ne mooy bâtiment bi ci noonu rek ba tey inspecteur bi daal di wax ni bu fekkee ne woon ci cadre général la du génn mukk di wax ci boobu les polémique waaye dafa nekk benn mbir moo xam ne tey jii ñëpp ñu ngi ko ci joxañ baaraam rek looloo tax mu daal di génn wax ni moom ba tey ji jotul benn lettre ba tey ci ay kàddoom sax mu ne moom li tax a jóg li nga xam ne mooy établissement boobu nga xam ne tey jii moom moo fa nekk ci bopp gi moo di fexe rek ba képp ki nga xam ne am na lu la naqari boo ñëwee ci bureau dina la dalal waaye it déglu sa xalaat rek ngir nga mën a waxtaan ak moom waaye ba tey mu ne ba tey ji nga xam ne Guy Marius Sagna mi nga fa amul benn daje bi nga xam ne gis def na ko ak moom Cheikh Tidiane Dia di wax ni rek ci ay ndoxteelu kàddoom rek mu ne tey ji dem na sax laaj ki nga xam ne mooy directeur administration pénitentiaire bi waaye moom amul benn lettre bi nga xam ne daal di na koy jot kon tey ji askan wi ñëpp ñi ngi nekk rek di wax ci lettre boobu te moom ba tey jotagu ci mu ne bu fekkee ne loolu am na ki nga xam ne mooy directeur prison bu Rebeuss mu ne li tax ko fa tax a toog mooy ñoom afa am yenn règle yoo xam ne moom moo leen régir kon ci loolu lay dox ba ci noonu sax joxe na ay exemple mu ne boo demee ci États-Unis ba France noonu la fa ay yenn jafe-jafe yi du ñàkk yenn saay ci biir prison yi ñi nga xam ne ñi fa nekk ñu ngi koy dund loolu lañu nemmeeku ci génn gi nga xam ne directeur bu Rebeuss daal dina koy def Pape Ousmane. jërëjëf Maimouna Niane commandant ndax am nga commentaire ci actualité bi njëkk mi. commentaire bu ma siy def bon d'abord ginnaaw su ma nuyoo ñi ma bokkal plateau bi yëpp ci turu général de division Cheikh Sène di haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire maa ngi rafetlu invitation bi nga xam ne moom ngeen invité gendarmerie di ko permettre en tout cas ci période tabaski bi mu mën a wax ci période de problème mu sécurité. par rapport ak élément bii nii aw ma si commentaire bu bëri bu may def
sinon rafetlu juste liggéey bi nga xam ne moom la administration pénitentiaire di liggéey liggéey boo xam ne non seulement dañ koy parfaire saa su ne mais aussi di jéem a dëppoo ak li ñuy wax droit de l'homme droit individuel ak droit collectif donc cas boo la xam ne daal nañ bàyyi à mon avis justice mu def liggéeyam après xam nañ ñëpp ne temps de la justice dafa yàgg te aussi dafa bëri ay étapes maintenant que ñenn ñi un citoyen di revendiquer yenn droits yi wala di ko en tout cas bëgg ñu respecter ko loolu ça montre davantage que ci état de droit lañ nekk. D'accord. Mansour. Oui, Ousmane. Déjà rafetlu waat toogaat fii parce que ça fait 2 semaines. Waaw c'est vrai hein Mansour il faut après xam naa ñaari numéro ngi nii participer moo ci émission bu mag bi nga xamante ni mooy toi-même tu sais. Juste commandant fi mu daanale peut-être mën nañu comprendre aussi que le temps de la justice n'est pas celui des hommes de médias encore moins du citoyen lambda mais loolu moom c'est une éternelle rengaine boo xamante ni tam nañ ko dégg souvent aussi seulement il faudrait aussi que ça soit une information avérée ou non par rapport à la lettre d'aujourd'hui ñun ñëpp constaté nañu on a eu ici sur nos plateaux nos différents plateaux qu'on a eu aussi gis nañ fi invité fi ñoo xamante ni mos nañ jaar ci prison ñu génn ñëw wax ñu conditions de détention yi nga xamante ni ñoom lañ fa nekkaloon moom lañ fa nekkee woon mu doon yu doy waar yoo xamante ni bu dee noonu la demee yaakaar naa ne Sénégal mi ngi violé li nga xamante ni moom moo ko njëkk a bokk na ci réew yi ko njëkk a signé lu jëm ci wàllum wàccoo ak yelleefu doomu aadama rawatina koo xamante ni nag on n'en disconvient pas mais lettre bi kon fan la war a jógee. waaw bizarrement su fekkee ni wax nañ moom moo ko bind presse bi relayé ko ñu wax ci ba ñi nga xam ne xëy na ñoo ci waroon addu ay droits de l'homme di ko ñaawlu am ñu ci def ay commentaires. Qu'on vient nous dire en tout cas ci Actubuzz bi may mën a jukki que ni ki jiite prison bu Rebeuss wax na ni mësta gis te d'ailleurs sax bi mu laajee Guy Marius Sagna da ko ni moom mësul yëpp waaw man de loolu mu ci gën a jaaxal pourquoi Guy Marius Sagna ni moom bindul loolu man jaaxal na ma trop mën naa comprendre nag que moom que le directeur de la MAC de Rebeuss jàpp ni peut-être gisul lettre bi parce que tamit y a différentes formes d'écriture am na koo xamante ni tey buy bind mën na laa bañ a citer directement ni Pape Ousmane laay waxal man su may wax ak yow maa ngi wax ak ñeneen ñi mën naa la citer Pape Ousmane fekk ñëpp laa bëgg a waxal loolu genre la boo xamante ni bari ñu koy bind ñu koy def di ko utiliser mais jeexital bi moom mooy que ni bu fexee ba loolu fës mu yëkkati loolu nga xamante ni da ko doon jàmbat mu jébbal ko kooku en tout cas mystère et boule de gomme la par rapport ak information boobu léegi bind na bindul jot na jotul entre ñu bàyyi ko mais li nga xamante ni mooy am mooy l'existant les faits moom mooy tey ji jafe-jafe am na au niveau donc de l'administration pénitentiaire maanaam jafe-jafe jëm na ci les conditions autant pour moi de détention des prisonniers ñëpp jàpp nañ ni que ni normes yi depuis 1960 ba léegi li ñu fi jotoon a construire en termes de prison jàpp nañ ni bu weesoo récemment la ñu am li nga xamante ni moo am fële ca Sébikotane li ñu fay def te gis nañ fi mu toll boobu ba léegi mbir yi changé wul population bu Sénégal yokku na am na fu mu tolloon 1960 am na fu mu tolloon 80 am na fu mu tolloon 90 am fu mu toll tey délinquants yi peut-être yokku nañu yaakaar naa ne tamit réew buy yokk am na infrastructure de base yoo xam ne dañ koy soxla dafa war a yokk mais loolu moom Pape lu ñu war a xoolaat la yaakaar naa ne war nañ ko mën xoolaat gëstuwaat ko parce que jafe-jafe am na ci au niveau des conditions de détention prison lu ñu wax neexul priver la sa liberté de c'est déjà quelque chose beneen bi moom mooy la nga fay fekkaat leneen mu nekk lu doy waar boo partagé souvent avec ñi nga xamante ni jot nañ ci jaar mu doon ñoo def mu doon defuñu ñun duñ dugg ci considération yi mais loolu ñu bëgg a wax moom mooy bu ñu waxee droit de l'homme dafa am ak yelleef doomu aadama parce que ba luñ ci mën ci wax boo demee Rebeuss ñoo xamante ñoom ñoo fa nekk détention préventive lañ nekk maanaam atteeguñ leen ñoo xamante ni jàppaguñu ni que ni lii ñoom ñoo ko def foofu ay présumé innocent lañ ba tey donc am na loo xam ne war nañ ko mën a wàcceeg ñoom am na solo ba nga xamante ni Daouda Thioune laataa ñoo ñëw ci tonni mbalit bi ban gis-gis nga am ci actualité bi waaw mais jërëjëf Pape Ousmane profito également ci plateau bi comme ni ko commandant defee ki turu coordinateur national UCG Ousmane Ndaw nuyu leen kenn ku ci nekk turam ak santam ziar leen également ci àjjuma bi ñu nekk di leen masaw coono yi damay faral di wax ni soxla bu nekkee ñaar borom xam li mu bëgg ñun benn soxla lañu am mooy seetal réew mi te bu ma déggee léegi ni Mansour wax comme nee nañ am na ak amul
dañuy préféré bàyyi ko ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci loolu. waaye ñun suñu soxla daal mooy dëkk bi set. na set dinañ ñëw ci loolu parce que loolu ñun ñëpp la soxla mais Mbaye Sène au delà de lettre bi am naag amul bind nañ ko binduñu ko loo xamante ne ñëpp mën nañ ko teg baaraam mooy ni ñoom kilifa yi sax wax nañ ko mooy kaso yi fees na. tey la population carcérale ñu ngi ko xayma plus de 10 000. ci maanaam yu mujj yi sax 10 600 la ñuy wax pour être exact. xam naa ne peut-être dina ko yokk. ba léegi gis nañ sax même l'ancien ministre de la justice jamono bi mu fi nekkoon doon initier ay réformes yu mel ni ay ut ay bracelet Mansour li ngay wax sànq pour que maanaam mandat de dépôt yeeg détention préventive yi jeex pour que nit ki au moins bu ñu njortee dara bracelet électronique yi sax mën na ko téegum en attendant pour mu féexal li nga xam te ne mooy prison yi yooyu yëpp ñu ngi koy initier mais teewul ba léegi le mal est là mooy ni suñu prison yi fees na lan nga jàpp ne xëy na moo ci war pour que au moins ñu mun a désengorger suñuy xam nga nous sommes dans un pays sous-développé loolu moom il faut que ñu reconnaître loolu parce que li waral li tax prison yi fees dell c'est vrai que ni fees na d'ailleurs même le tout nouveau ministre sax nee na lu muy njëkk a attaqué mooy xool naka la ñuy wàññi le nombre de détenus évacuer dossier voilà le nouveau ministre de la justice bu mu ñëwee rek d'ailleurs même loolu la njëkk a wax mais ñu ngi ko ci xaar ci loolu mais ba tey defagu ko encore une fois ten wax nga léegi jot na lettre ou jotul lettre mais comme déglu na ko kii le chef de la prison déglu na ko déglu ne nee na ndax mu ngi am lettre ou bañ ñàkk bañ a am lettre su fekkante lettre bi yegg si na ci moom comme dina ko farataal parce que ñu ñëpp lire nañ li nga xamante ne moom la bind ci lettre bi et loolu nga xamante ne bii moom la Guy Marius Sagna bind ci lettre bi loolu la ku jot a génn foofu ten loolu ngay joytu honnêtement loolu ngay jët les détentions tey am na ci suñ benn collègue boo xamante ne bi fi nekkoon fii nii avec un petit problème jotoon na fa dem mais bu mu génnee ten loolu la doon waxaat encore une fois mais li ma bëgg a xam daal mooy les conditions de détention sont difficiles ah ñu privé de sa liberté rek c'est quelque chose rawatina nag yenn conditions yi nga xamante ne moom ngay dundee foofu jàpp naa ni comme lu ko mais mun a waxee léegi nii le chef de la prison jotagul ci li nga xamante ne moom mooy lettre bi mais su si jotee xam naa dina ko saafara et li ñuy ñaan encore une fois rek mooy ñooñu nekk foofu noonu yàlla neen fa yàlla amiin yaa rabbi parce que nag yomb nañu privé de sa liberté alors Père Sala bu ñu desee ci lettre bi am naag amul mais liñ ci wax ci mujjantal bi mu ngi naan ci conditions yi ñuy wax ni te mu am ci prison yi metti ci ñi nga xam ne ñoo fa nekk jamono bi mu mettee ba ñëw ñu fa nekk doon ko kaas li mu juróon en 2016 mooy ni dañu am ñenn ñu fa boom muy wax ci mujjantal gi naan maanaam jikko yi sama ko mënee wax mala sax wala jikko jooju nga xamante ne nit ñi dañ koy bañ ci nit maanaam fitna yu mel noonu ba léegi mu ngi fi li koy yee nag daanaka yàggul maanaam ku yëg alerte pour ñu taxaw ci conditions yi nga xamante ne ñoom détenus ñoo ngi koy dund jàppoon ni yooyu aussi ay forme de message yoo xam ne dafa jëm rek ci comme li ñuy waxtaane nii fexe nu ñuy def rek ba ngalawaay prison yi mën a féex. waaw message bi baax na parce que dina tax ñi nga xam ne ñoom ñooy yore sécurité ñi nga xam ne ñoo nekk foofu ñu gën ci bàyyi xel. mais li ma gën a kii ci message bi dañ ko simmi dañ ko toroxal daal maanaam simmi ko ba mu set. bon di ko jonkonal fële di ko palper. loolu loolu ñaaw na daal rafetul su dee am na. su dee am na ci li mu wax te encore ñoo ngi dégg jot naa jotul mais bu dee loolu am na loolu rafetlu wu ma ko man Sala Bigué parce que nit moom ci cas conditions yi mënti nekk dañ ko war a jox àqam ak yelleefam te foofu demuñu fa pour torturer nit dañ fa dem pour yar nit ki. je crois ñooñu mais nag fuy yi fépp la. waaw prison bu ñu indi moom faaw ñu fuyee la xool. non fuyee yaa fuyee mënuma comprendre si minute ki ba mu set wecc nuit laa Pape loolu nag su fekkee loolu moo am ba pare ni ko demal nga jonkan fee. am na ñuy sol seen bopp ngànnaay de yaakaar mais d'accord sol sa bopp ngànnaay Pape bu ma yokk xalaat bàyyi ma yow nit la lay wan ne ngànnaay bu ko yokkee bu ko wannee bu ko génne balaa mu ko tiiree kenn ñu tiiree ko amul problème fii loo fi def loo fi wàq ñu suul ko xam nekkuñu foofu bul may indi affaire alkayda xam naa ne sax yaa waa alkayda yi def xam nga loolu rafetlu wu ma ko su fekkee loolu am na bi ci des nag kaso moom ku fa séntu moom ruq bu sedd da ngay nax sa bopp kaso neexul neewoon naa la benn bis nga dugg sa néeg sa caabi damm ci biir nga nekk ci biir néeg bi ñu war a lijjanti clé minute wala lijjanti beneen menuisier mu ñëw dajji rek diggante boobu rek di nga fa souffrir souffrance boo xam ne di nga sonn asamaan ak prison metti na te ni ñu waxee lii ñu wax ni ku fi génn loolu ngay wax gars yi ni ñu nekkee foofu metti na encore une fois suñu autorité dañ leen di ñaan rek kaso yi nañ ko xam nga kaso mënut a ñàkk ci réew mais dama am benn kii bu may dégg boo tabaxee kaso yaa fay njëkk dugg des choses comme ça xam affaire bi il faut ñuy xóotal gis nga kay dugg kaso kay dee suba kay nekk président suba yooyu mbiri suñu borom la xam lan moo gën a bon dañ kumpa di dugg ci kumpa yi suñu borom doomu aadama nag dafa dañ kumpa
réew li nga war a def ko tabaxal ay kaso moo gën nga am benn kaso boo xam fu 20 personnes war a nekk nga def fa 1500 personnes. yaa ngi indi si bopp problème. yeneen ak yeneen mën na fa judd yoo xam ne sax doo ko mën a wax donc loolu alerte bi mu def baax na mais nag je préfère bu fekkee moom dafay wax li nga xam ni moom la dund pour waxaale ñëpp c'est bien beau mais bu fekkee dafay wax pour wax rek kaso moom neexul te ku fa séntu bànneex doo ko gis. d'accord commandant dafa mel ni am na loo ci yokk laata may mën a di tëj. waaw au-delà de cas bi nga xam ne maîtriser wu ma ko te mënuma si wax lu bari dama bëgg a wax ne lu jëm ci ak yelleef ci réew dañ koy xayma di xool ndax gouvernement bi ñu ngi def ay jéego wala ñu ngi toog di seetaan. Sénégal soo seetloo depuis 7-8 ans ñu ngi ratifié ay convention yu bëri yoo xam ne day respecté ak yelleef depuis 2007-2008 mais aussi soo xoolee le fait que ñu réformer code pénal instaurer ay peines palliatives yoo xam ne day tax ku waroon tëdd ay 6 mois jusqu'à 1 an nga dem defi benn travail d'intérêt général loolu day wane ne gouvernement bi mu ngi am politicien bi en tout cas am na ay ambition pour woyofal ou bien wàññi ñi nga xam ne ñoo nekk li moom la ñuy wax population carcérale. maintenant li ñëpp war a xam mooy Sénégal dëkk bu desee développé la donc am na ay jéego yu bëri yu ñu war a def si kanam. d'accord soo xoolee aussi le fait que ñu créer ay chambres criminelles. te bu njëkk cour d'assises lañ doon wax nga xam ne buñ lañ doon wax naan cour d'assises bu Kaolack te ren lay def déwén la bu Dakar lay def et cetera léegi tribunal de grande instance bu nekk am nga chambre criminelle boo xam ne enrôlement bi c'est continu. amatul arrêt loolu yëpp pour wane la nit ñi ñu ngi bëgg a y a des solutions qui sont là. maintenant li ma ci bëgg a dolli rek ci côté boobu mooy fouiller nit koo xam ne day dugg ci brigade gendarmerie wala commissariat police wala koo xam ne day dugg ci cellule d'emprisonnement fouille bi premier objectif bi mooy sécurité boppam parce que mën na dugalaale loo xam ne mën na ko gaañ mën na ci gaañ boppam mën na ci gaañ keneen loolu mooy première raison fouille bi. soo xoolee aussi li tax force de défense et de sécurité maanaam ñi nga xam dañuy tëj nit ñi dañ leen di téye en tout cas di leen di imposer li ñu naan mesure privative de liberté muy police gendarmerie soo xoolee ñu am benn politique pour am ay jigéen personnel féminin loolu la c'est parce que ñi ñuy jàpp am na ay góor am na ay jigéen donc soxla nañu aussi fu góor yi di mën a fuyee góor yi jigéen ñi di mën a fuyee jigéen maintenant fuy bu leen ko jëlee bu ñu ko jëlee en tout cas benn comme si c'est humiliant mais c'est juste mesure de sûreté yoo xam ne on appelle ça même fouille sûreté. am na solo commandant alors Maïmouna on a vu même le ministre de la justice garde des Sceaux bi muy réagir ci wax ji wax ni ku mel ni Guy Marius Sagna bu fekkee ni loolu la wax di ko dénoncer dafay wane ni kon moom il est bien traité fi mu nekk luñ doon xaar la ci wàllu tontu ci lii nii wala. bu dee Pape Ousmane loolu moom du li nga xam ne moom la ñuy xaar ci ministre de la justice lettre bi bu ñu ko jàngatee. En tout cas, il n'y a rien de nouveau. Parce que Mansour wax na ko sànq yàgg nañ dal ay nit fii ñi nga xam ne dañoo jógee ci prison yi ñuy wax li nga xam ne moom lañ doon dund tey bu ñu gisee lettre bi am na ou pas ku nekk fii moo ko bind wala Guy Marius Sagna moo ko bind en tout cas y a rien de nouveau parce que ñu bëri xamoon nañ wala njort nañ wala jot nañ jàpp ni yan condition la détenu yi di vivre fi nga xam ne mooy prison li ñuy xaar nag si ñoom mooy tey jii ñoom xam nañ conditions yi détenus yi di dund mooy les autorités seen taxawaay ci loolu moo di ñu war a xoolaat seen condition gën a améliorer seen condition tamit comme ni ko Papa Sall la waxee ku dem wala sax ñu fa demul prison xam nañ ni prison metti na donc ñu yow tey jii amatoo liberté rek loolu dara gënu ko metti nga dem foofu nag di dundaat yeneen yi nga xam ne nit sax mënu ko expliquer wala entendement sax mënul dem foofu yaakaar naa ne metti na ba ñoom ñi nga xam ne ñoo autorités yi tey war nañ gën a xoolaat seen condition yi nga xam ne war nañu mën a nekk ci prison yi pour seen nekkin daal gën a mën a mucc ayib. am na solo waa père. waaw nga baal ma rek. li ma ci yokk mooy gis nga li mu wax sànq rek tabax ay prison rek kër gi doyul xat na. nan yokk néegi loolu mooy wax ji. te bi ci des ñu bëri ñi ngi jóge prison jëlee fa ay jikko. imagine toi ay nit ñu simee ko ba set di tëdd di dendante paquetas yu bari dafay judd te yëpp bu ñu ko dee wax c'était pour askan bi la
parce que jombul kenn prison jombul kenn ku nekk mën na fa dugg donc nag bu leen ni ku nekk mën na fa dugg yow il faut ngay wax loo xam ni mooy solution bi mooy état bi nañu yokk ay kaso bu ko defee kaso yi libre ku nekk foo boo defee lu la fa jaro yi boo fa yóbboo di nga fa mën a nekk seen nekk dundu doomu aadama mais d'abord paquetage kii tee tànk bopp rek déjà loolu dafa metti moo tax loolu mais commandant nag sànq daf ñu canc maayen da nga ko laaj mënu di ci sori bàyyi ba ñu def tour taal bu pare mu jaay yi non dafa am yu mu fàttali ko ci diggante commandant non yow di ma mais père lan la bu ko faral non père déedéet tey teg nga ko commandant de dañ maa war a jox joxuñu ma léegi man damay attaqué xam nga parce que joxuñu ma léegi damay attaqué man ku ma gis nga bokk ci nguur gi dama lay attaqué père tey di nga wéet nag ci sa attaque bi saa yoo attaqué ñu ànd ak yow waaye tey àdduna la waxoon nous vivrons ensemble ma ne naa dund xaw ma nu ko waaji waxe woon sax naa gore di te dund en tout cas ñu ngi bàyyi xel ñi nga xam te jamono ji caabi da leen féete ginnaaw fu ñu mën a nekk ci réew mi ci prison yi ñu xam ni am na ñu bëri ci ay kilifa yoo xam te lu mel noonu dal na leen ñu muñ rek xëy na du ñàkk incha allah ku ci nekk rek sa liberté bu jotee yàlla dina la may jàmm li ñuy def rek mooy ñu dugg ci actualité bi ànd ak Mansour ak i ganam. Mansour si mais gis nga xam nga lu ma wax nee na ma am nga xaru tabaski moo tax ma def hésitation bi yooyu kenn du ko waxee noonu da ngay bàyyi bu ma kii mais ni nga ma ko waxee nii mënoon naa fa mën na ma rey Mansour alors mbalit mi waaw faaw mu jógee fi waa UCG ngi sama waay moom nee na ñoom loolu soxal prison yeeg yooyu yëpp yaakaar naa ni prison mbalit yi ci kër geeg yooyu moom war nañ ko gën a xalaat naka lañ mën a def pour améliorer ne serait-ce que même parce que boobu moo gën a garaaw ñu ngi koy wax rek moom ak mbalit ak néew mooyam dañ koy génnee ci kër suñ ko fa génneewul mu indi fa lorange ñu jëm ci événement boo xamante ni muy tabaski ñu xam sénégalais yi ampleur bi ñu jox fête bi ci lu jëm ci wàllum préparation yooyu au niveau de l'UCG ñu gis dispositif bi nga xamante ni vous l'avez mis sur pied depuis avant li nga xamante ni moom mooy fête bi le jour et après si dispositif boobu nga xamante ni taxawal ngeen ko ne serait-ce que même pour seetal dëkk bi lañ bëggoon nga dikkaat ci Thioune. voilà jërëjëf Mansour yaakaar naa ni ma ko waxee sànq rek loolu lay ñëwaat di ko baamtuwaat yàlla dafay dogal chaque année bu dee Korité bu dee Tabaski UCG dafay taxawal benn saytu su ma ko mënee waxee noonu waaye saytu boobu aussi mu am ci ay tëralin yooyu mooy lan mooy fexe ba nekkinu askan wi ci jamono jooju nekk mu mucc ayib loolu moo tax tabaski bi comme ni ngeen ko xamee ñu taxawalaat loolu nag ni muy demee mooy liggéey bi daanaka mën naa ni dañ koy wër ni ñu koy wëree mooy bu ñu xoolee fépp foo xamante ni tey jàpp nañu ni ay nit dinañ fa daje dinañ ko bàyyi xel jiital ci également ñi nga xamante ni ñoom ñooy barab yi nga xam ci la ñuy jullee loolu laa bëggoon njëkkee. ndaxte xam ngeen ni buñ ne tabaski jullikaay la fépp foo xam jullikaay la tey commencé ko ci Dakar Pikine Guédiawaye dëgg la man maay coordonnateur départemental bu Guédiawaye mais su may wax ci UCG yëpp laay wax. jàpp ni damay wax ci UCG yëpp mu mel ni barab yooyu yëpp tey indi nañ ci ay saafara yóbbul nañ fa suñuy ndaw ñu defar ko ba mu mucc ayib. ba bis baa nit ñi dinañ mën a julli vraiment tranquillement du am benn problème. bu dee loolu aussi ñi ngi intervenir ci beneen aspect muy côté yi nga xamante ni mooy marché yi xam nañu ni tey boo xoolee marché yi ak jaaykatu xar yi nekk na loo xam ne lu am solo la boo xoolee dëkk bi ay jamono buñ masaan pare lool rek day doy waar lool. loolu nag def nañ ci ay saafara. tey li tubaab naan anticipation def nañ ko ba nga xamante ni bu ñu liggéeyee ba ñu tabaski bi jeex aussi dëkk bi day mel na mu meloon maanaam ci xar kanam ba set ki set loolu nag ay jéego yi loo xamante ni def nañ ko waaye ren dafa am lu ci beesaat. li ci beesaat mooy ci xalaatu coordonnateur national bi muy Ousmane Ndaw dafa ni liggéey bi ñuy liggéey baax na bis bu nekk oto yaa ngi génn ñu ñaa ngi liggéey waaye dafa am loo xam ne dafay xaw a sooxe léeg-léeg suñu liggéey. li ci xaw a sooxe mooy da ngay gis mbedd moo xam ne dañ koy jël ba mu jeex boo demee tuuti nit ñi sottiwaat seen mbalit. donc loolu nekk na problème boo xamante ni dañ koy jànkoonteel. ñu gis aussi ni oto yi ñi ngi liggéey waaye gis nañu sareet yaa ngi ñëw di yeb mbalit mu ne ko naa ci indi ay saafara bi ñu ci jëkkee indi mooy créer benn unité boobu lan lay mooy liggéeyam mooy day dem waxtaan nit ñi wax leen ne oto baa ngi ñëw ñi la koy jëlee li ma ci suñu saafara
bu leen fi defati nangam ñooñu aussi déglu seen xalaat parce que léeg-léeg nit damay wax rek soo koy defal dara da fekk mu xam ko soo may defal dara te xaw ma ko du am sotti su ma xamee ne oto baa ngi ñëw bis bu nekk damay indi mbalit mi su ma ko indiwul dama naan attention oto bi kat ñëwul moo tax bu ko defee ñun suñu wàllu bopp ñu indi ci ay jooyante ñaari kuréel yooyu dugal nañ leen ci liggéey bi ba nga xam ne ren boo xoolee Ndakaaru un peu partout ngeen ko export ci yenn télé yi ñu ngi wane xar kanam boobu di wane également jumtukaay boobu. période bi ñu jëm Thioune dafa nekk une période de forte consommation. muy loolu ñuy jëfandikoo ci kër yi. te souvent comme yéen plus déchets solides yi la. nit ñi souvent duñ xam yan anam la ñu war a parce que dinañ jël li nga xam ne mooy bois yi xamu nañu koy tekkee ci olof. yi jógee ci biiru xar yeeg yooyu. dajale koog soble beeg dajale lépp. bu ñu ko defee mu doon cocktail boo xamante ni day jafe maîtriser. bu ñu ko jëlee li ci ëpp dañuy gis ñu bari dañuy gas seen buntu kër. am ñoo xam ne dañuy jël rek sotti noonu directement ci kii bi est-ce que le travail liggéeyu sensibilisation boobule am ngeen unité boo xamante ni da koy def dem ni leen balit bii lii la war a àndal lii la war a àndal. waaw moom laay junj léegi. liggéey boobu am nañ unité bu koy def mooy unité de veille et de sensibilisation. unité boobu lan mooy liggéeyam tàmbali na ko ci marché yi tàmbali na ko fi ñuy jaayee xar day dem ci nit ñi ne leen tabaski ngi ñëw bu leen sànni seen mbalit bu leen ko def façon boo xamante ni day naqaree jël bu ñu nee suba la dinañ liggéey ci kàttanu yàlla dimanche la mais on va travailler toujours bi daanaka dañuy yendoo liggéey fanaane liggéey ba ca lendemain donc am na oto yi daañu tàmm di ñëw duñ ci changer dara dañuy continuer di ñëw donc téye leen seen mbalit bu oto bi ñëwee ngeen def ko ci parce que li nga wax léegi ñun ay techniciens de surface lañu dafa am lu ñu tubaab tuddee le conditionnement à domicile mooy mbalit mi d'abord ci biir kër gi nga ko war a traité sàmm ko ba nga xam ne boo koy génne ci biir kër gi aussi du yàq en tout cas fa mu jëm donc loolu aussi ñoom ñi ngi def liggéey boobu def naa ni gis ngeen ko ci télé yi ñi ngi wër daral yi ñi ngi wër marché yi ñi ngi wër kër yi di leen wax ni oto yi ñi ngi ñëw nañ téye seen mbay bu oto bi ñëwee ñu mën ko yóbbu ñu gis cib diir ci lu yàggul dara rek parce que avant UCG di fi nekk dañ daan jógee ci li nga xamante ni moom mooy tabaski boo ci jógee nga jaar comme par exemple marché HLM wala nga jaar ci yeneen yi xar kanam gi doon xar kanam gu ñaaw ñu bëree bëri bu ñu ko filmé sax wan ko ci télé bi muy loo xam ne day ternir image yu dëkk bi mais gis nañ depuis un certain temps en tout cas su ko gis nañ que ni lu image boobu changé nag wala commencé naa changé ci lu bëree bëri ndax gis nañu un travail de terrain boo xamante ni les techniciens de surface ñu ngi koy def muy bés ba ak ca gannaaw ëllëg nu ñu mën a taxawee tey ji ba fexe nu ñuy jàppalee askan bi un peu en terme de parce que dañ koy wax souvent Ndakaaru bokk na ci dëkk yi nga xamante ni ëpp luy produire ci lu jëm ci wàllu ay déchets solides am na ñu fi jot a xayma sax liñ ci génnee jour ci bés bi souvent nag lu askan bi di ñax lu moom mooy fréquence li nga xam ne moom mooy oto yi ñëw di jël mbalit yi. waaw loolu def naa ni dañ ci am mbégte ndax effectivement boo xoolee ci ay jamono yu mel noonu daan na am mais ren wala daaw laay tàmbale wala daaw jéeg sax gis nañu ni loolu am na vraiment ay coppeeku yu am solo ci am moom laa la wax léegi. nee naa la ñun dañu nekk dans l'action. tey mën naa la wax ni UCG boo ko doon jox concept da nga naan UCG debout dañu taxaw tem pour li nga xamante ni mooy préoccupation population bi li nga xamante ni soxla Sénégal yi moom lañu bëgg ñu taxaw ci mooy fexe ba li nga xamante ni moom la ñu yor ci kër yi te ba ko génn ñëw ko génnee loolu aussi def naa ne ñu ngi ciy liggéey am na yeneen en tout cas en perspective yoo xam ne dinañ ci gën a ñëw ci ay at ci kanam mais li ñu mën a jàpp présentement mooy oto yooyu wax naa la nee naa la bu ñu nee suba la dañuy liggéey dimanche la on va travailler le jour de la tabaski ñi nga xam ne dañu sant ñaa nga faal xam naa ni moom di leen kii waaye ñun dañuy bàyyi suñuy xar dañuy bàyyi suñuy kër génn ci mbedd mi jël mbedd mi jël dépôt yi loolu en tout cas message la boo xam ne damay profiter xam naa dinaa ci ñëwaat wax ko que ni le jour de la tabaski ñun duñu tabaski parce que dañu considérer que nous sommes des citoyens comme ñëpp et que dëgg-dëgg boobu bëgg-bëgg boobu moo nekk ci ñun mooy li ñu bëgg mooy dëkk bi set d'accord président loolu la bëgg li ma fi ma bëgg ñëw mooy au-delà tabaski bi sax dañuy faral di wax ni Dakar muy capitale Sénégal bokk na ci capitale yi nga xam ne tey jii ñu bëri dañ naan bokk na ci capitale yu gën a salte nga nekk ci wàllu mbalit mi nekk ci UCG gis seen taxawaay gis nañ saa su ne li ngeen di dem ci population bi di an mbalit beeg di ko tonni mais gannaaw effort yooyu yëpp gis nañ ba tey Dakar mi ngi salte lu ko waral waaw man def naa ni barki démb laay wax président woote na woote ba am solo son excellence le président Macky Sall pour wax ni tey mbalit bi je pense que c'est un combat national li ñu jàpp mooy tous les jours je dis bien tous les jours ñu ngi liggéey sur Dakar et ses environs mais ba léegi lu tax loolu di am dañu jàpp ni c'est une question en tout cas de civisme et excusez-moi du terme nit ñi ñoo xaw a ñàkk a yar tuuti
parce que wax naa la léegi li tax ñu créé UVS créé UCOP mooy ñun dañuy liggéey tous les jours mais suñu demee léegi ñu sottiwaat ko fi donc suñu mbokk yi nga xamante ni tey amuñu service boobu nga xamante ni da ngay naan sa café Touba xool benn poubelle nga def ko ci. wala nga bale sa place def ko foofu. loolu lan moo war a nekk taxawaay nguur gi ci loolu ndax dañoo war di sanctionner pour nit ñi mën a appliquer li nga xam ne mooy cet gi ci mbedd bi. naturellement xam nga le Sénégal c'est un pays de droit et il faut que force reste à la loi donc ñun amuñu responsabilité boobu donc l'État dafa am des rôles régaliens dafa am ay rôles yoo xamante ne ay rôle am la donc su ko yoree gis nit ñi ñu ngi koy def def naa ni war na ci indi ay saafara. et yaakaar naa ni su ko président waxee nit ñi dinañ ci topp. Mbaye Sène. man dama jàpp ni monsieur Thioune moom tamit dafa bokk ci réew mi nga xamante ne bii 2012 ba tey ñu ngi rek ay slogan rek réew mi ba 2012 ba tey dekkal ngor Sénégal émergent léegi Sénégal debout force track léegi nee na UCG debout bañ na ko wax sax dem na ba ne monsieur Thioune nee na loolu la président bëgg xam nga président ñun ñi nga xamante ne bii ñun la diriger sax ñun ñoo gën a bëgg set parce que set sax dafa bokk ci jaamu yàlla xam nga actuellement li nga xamante ne moom laa bëgg a xam lu ñu jëlee ñu dissocier ko ak la politique li ma xam nga nit ñi lan lañ bëgg a xam quelles sont les mesures yi nga xamante ni ñoom soo leen ko waxee parce que nag ku ci ne xam nga wax nga léegi nee nga am na yenn wax yoo xamante ne suñ ko waxee ak nit ñi dinañ comprendre parce que ku ci ne bëgg nga set nag parce que kenn bëggul gis tilim te daan nañ gis ni il y a 2 ans en arrière wala 1 an sax da ngay pare tabaski bi dafay pare mais soo génnee ci biti deru xar yeeg kamb yi ñu gasak di fa def mooy maanaam suñu feesee xar yi waaw ay intestin yi ak yooyu noonu yëpp UCG lan lay proposer lan lay wax nit ñi loo xamante ne bi ni en terme de pub en terme jàllale ko ay message pour nit ñi mën a conscientiser seen bopp salte gi bañ am parce que yaakaar naa ne ku ci nekk nag bëgg nga ab cet mais moo gën ay slogan yi nga xamante ne 2012 ba tey ñu ngi ko fiy dégg te da nga ci bokk sax ci yooyu léegi UCG dëgg kenn mosut a gis li alors Pape Ousmane def naa ni Mbaye Sène wax na ko lu am solo la wax mais def naa ni li ñuy wax c'est pas du déclaratif c'est du concret wax nga ko léegi sa wax ay at ci ginnaaw dëkk bi am na mu meloon suñ ko comparé ak ni mu mel nii gis nañ ni vraiment c'est du concret c'est pas des slogans c'est du concret on est dans l'action UCG dafa nekk dans l'action et que aujourd'hui également boo xoolee ki télé yi gis nga ni nit ñaa ngi ñu ngi jël sport ñi ngi wax nit ñi nan la ñu war a jëlee mbalit mi ñi ngi wax nit ñi nan la ñu war a téye seen mbalit parce que ñun li ñu mën def mooy def une communication. mais yéen est-ce que xeetu mbalit yëpp ngeen di tuuri et aussi tamit stockage yi aussi xam nga am na yenn préalable yoo xam ne il faut nga régler ko d'abord par exemple man su ma soxlaa matelas ma am matelas bu yàqu bu ko tuuri ndax ngeen ko yóbbu su dee da ngeen dugg ci hôpitaux yi am yenn produits yu ngeen jël yoo xam ne am na lu muy laaj c'est-à-dire dama bëgg a xam yan xeetu yenn mbalit ngeen jël wala yéen lépp. non ñun lu ñuy jël mooy les déchets solides souvent ce qu'on appelle les déchets ordures ménagères am na ay déchets yoo xam ne du suñu responsabilité mooy nekk ci hôpitaux yi biomédicaux duñ ko jël UCG a compétence à gérer à évacuer la gestion du moins les déchets solides loolu la ñuy jël maintenant tey dama lay poser waat question maam Ousmane tey Sénégal xoolal ni ñuy nii de dañuy boole ndox dañuy boole mbalit dañuy boole xeer lépp lañ koy boole ci mbalit mi tey mënoon naa la defal la situation de caractérisation bi ñu defoon Mbëbës en grande partie c'est le sable la ñuy yóbbu ça veut dire que y a une autre en tout cas communication bu ñuy def mais présentement nii ñu loolu la ñu war a jël te ci loolu la ñu nekk. d'accord per ça la waaw lu am solo la parce que set moom yonent bi sax da ko wax ci hadis an-nazaafatu minal iman set ci gëm yàlla la bokk civilisation ak set ci l'islam la jógee yonent bi ñaar bëggoon na ko socc ñett socc seetu ak peñe yonent bi daf ko bëggoon te loolu boo ko càmbaree ci set la jëm monsieur Thioune suma frère la xam naa ko li muy dox ni xam naa ko ba xamante nañu mais nañu dimbali tamit ñi nga xam ne ñoom ñooy jël mbali mi dem suñu sama avis du jour bi ci la laa ko waaw ci lii mi ngi mel ni kon tey lii mooy li nga xam ne moom la ñu war a dëkk toujours parce que du période tabaski rek après tabaski mu jeex du korité rek après korité mu jeex dañu war a set dëkk bi dafa war a set parce que man mënuma comprendre ñun sénégalais yi d'abord wax na ko léegi lu tax suñu soxla yi bu ñu waasee dindi caaxuñ jën yi ba pare pourquoi mënuñu ko segg ber caaxuñ jën yi ber ndox mi yóbbu ndox mi foor a dugg caaxuñ jën yi ñu jël benn sachet def ko ci même nee nañ sax nga jël doomu taal def ko ci mbuus mi def ko ci sachet ba mu fees nga takk ko ba mu dëgër boo demee ci poubelle bi boo fekkee poubelle bi fees oto bi jël siwu ko jëlal mbuus mi noonu sachet bi nga teg ko mais non dañuy jël benn paan mooy nekk ci kër gi caaxuñ jën ñu sotti salte ñu sotti sebrit ñu sotti ndox mu salte ñu sotti
léegi yenu dem boo demee fekk football ba fees yow da nga bëgg a récupérer espace da ngay ñëw rek këpp ci suuf moo sonnal gars yi nga xam ne ñoom ñooy jël kii bi ñoo ñan la ñun la ñun suñu bopp ñun sénégalais yi les sénégalais lambda ñun ñoo war a xoolaat suñu taxawaay ci suñu réew te loolu da nga koy gis da ngay gis poto kii boo xam ne dafay fees li ko wër lépp ñu tuur fa mbalit ñan ñoo ko fa tuur ñun sénégalais yi te mbalit ak néew kenn mënut a dëkk ak moom ci kër mbalit du dëkk ak nit te mbalit mi ci ñun lay jógee kon nañ ko war a génne te bu ñu demee ba ñu mbalit yenn dëkk yi dinañ ko jël transformé ko ba mun ko def sax produit boo xam ne nit ñi dinañ ko jariñoowaat suñu état yi man foofu laa leen ni waaye waxee ñu def fa cher voilà foofu laa wax ñoom nan fa taxaw nga xam ne mbalit bi dañ ko mën a jëlaat transféré ko mu nekk loo xam ne dina jariñaat askan wi dellu ci biir askan wi état yi foofu lañ leen di kii mais gis nga lii fii nekk nii li fekk ñun ñoo ngi am comportement yi muy ni ñu ko waxee sànq indiscipline manque de civisme maanaam mbedd buur la li fekk loolu mi ngi suñu bopp ñun suñu réew du mën a set suñu réew du mën a jàkk ñun ñëpp lañu joxante ay loxo man damay rus ñu naan ay kii ay Rwanda ki ay Kagame yow damay rus ñu koy wax pourquoi ñun ñu toll Sénégal fi ñu toll ñu Rwanda bërki démb ñu naan ñuy mbër a roy ci ñooñu xel yi dafay benn voilà léegi lu tax ñun lu tax esprit boobu ñun ñu am ko bi ci jiitu nga baal ma état nay day sanctionné foo mu teg yar ku def na ko ñu duma la def ni Paul Kagame tant que defuñu loolu laisser aller mbedd buur la li fekk ñoo ngi am esprit boobu Sénégal du set du avancé monsieur Ka yaa ngi jógee hôpital général bu Grand Yoff foofu it mbalit am na fa waaw foofu de mais quand même nous on a une manière de gérer nos ordures ménagères dafa am ay services yoo xamante ne ñoo koy gérer et avec aussi une formation presque dans tous les services chaque année dañuy def formation li ñuy wax 5S pour gars yi xam ni ñuy trier mbalit yi quoi en ordre xam mbalit yi nga xamante ne c'est essuyé ñu ber ko mbalit yoo xamante ne c'est juste ay sachet la ay mouchoir ñu def ko à côté pour permettre vraiment que là moom c'est organisé là-bas de telle sorte que ni xam nañu mbalit yoo xamante ne ñenn ñi mën nañ ko sànni yenn dañ koy incinérer au niveau de l'hôpital. Mon commandant am nañu jàpp ne il faut ñu instituer service militaire ci population yi parce que souvent question bi dafay ñëw mooy incivisme nan la ñuy def te gis nañu yéen ci côté boobu ci assiduité maanaam li ñuy woowee valeurs yeeg principe de la république di ko incarner il faudrait que ñu yegg foofu ci yow pour que au moins ñu mën a téye suñu penc bi mu set ci li ñuy waxtaanee. waaw donc ci côté boobu tout ce qui est salubrité publique instituer service militaire obligatoire pour ñëpp mën na nekk solution saafara bi waaye aussi mën na nekk juste que service de l'état yi nga xam ne ñoom ñoo compétent gën a yokk seen sensibilisation damay fàttali ne gendarmerie nationale ci police administrative am mooy mission police administrative am na ay compétences en matière de salubrité publique donc moom aussi disposé na pour sensibilisation mais aussi ay actions yoo xam ne action de concrète la action opérationnelle bokk na si mën na bokk aussi ci yi nga xam ne ay action répressive bi la yooyu yëpp gendarmerie mën na cee bokk mais li ci am solo mooy dëkk boo gis dafa am ay mutation sociale mutation sociale yi boobu ay phénomène de société lay créer dëkk tugal yi soo xoolee benn jamono dañoo am problématique fu ñuy sànni seen yére yi ñu soxlaatu ñu créé soo fa demee da ngay gis ne ñoom ku sol yére ba bëggatoo si dara am na fu ñu lay tegal ci mbedd bi foo xam ne foofu ngay dem sànni sa yére su ñëpp sànni woon seen yére ak rythme bi nga xam ne moom la ñuy jëndee ñoom seen yére ak période saison yeeg yooyu mun na indi yeneen problème tonton Sall bii sànq jël na benn exemple pour jën bi mais nañ choisir benn solution bi ñuy choisir mooy au lieu que ñuy bàyyi ku nekk jël jën bi ànd ak waasintóor yeeg yi ci biir rek yóbbu sa kër sànni ko nar a nekk problème mais pourquoi pas mënuñ au moins fi ñuy jëndee jën bi ñu créer foofu conditions yi nga xam ne ñëpp a ko fay bàyyi ce sera plus facile à gérer am na solo non seulement pour ñi koy jënd ñi koy jaay mais aussi ñi nga xam ne ñoo ñëw di ko jël bien sûr solution la xam nga El Hadj Sall dafa wax léegi lu am solo muy day rus saa su déggee ñuy wax Kigali di ko comparer ak Dakar mbay ni mentalité ñoo bokkul moo ne ñoo nekk ci benn continent bi te que ma wax la benn affaire Rwanda 94 dafa jóge ci lu metti muy un génocide boo xamante ni dafa doy waar te nga xool dëkk yi nga xamante ni jot nañoo jaar ci trajectoire yooyu yëpp bañ ci jógee Japon lan lañ ko def bomb lañ ko dóor boo xamee xaaju dëkkam bépp lañ ko te terewul tey ji lan la fu mu toll xam nga nit ñi ñoo war a évoluer ba pare suñu état yi aussi tamit ñu am une culture de la sanction nag boo ko waxee rek ku nekk day yaakaar que ni da nga yor dal di dóor non sanction ñaari mbir la c'est le bâton et la carotte nit ki bu defee lu baax
ñu félicité ko ci wàllu woowu bu dee dafa soxla ndàmpaay sax ñu def ko ci nit ku deful ku dul jaarul yoon ku wàcc yoon nag dañ la war a teg ci yoon que ça soit au niveau de l'UCG tey jii nit ki nga xamante ni dafa defar waasin tóoram defar loolu yëpp ñëw gas pax si mbedd bi ni mbedd buur la bàyyi ko foofu Alaaji Sall sol grand boubam bu rafet jaar foofu tourné waale ko yóbbaale xam nga ne kooku lor na koo xamante ni peut-être yoonam nekk ci te je pense bien que au niveau de l'UCG ñoom am nañu ñi ngi taxawal nañ depuis un certain temps benn kii boo xamante ni benn concours wala benn prix boo xamante ni dañ ko jagleel quartier yi nga xamante ni ñoom ñoo gën a set te yaakaar naa ne bokk na ci dispositif yi mën a permettre citoyen bi aussi mu gën ci ba gën a mën a wane boppam soxna yi mën a gën a jongante ni ah ñun de waa Diamaguène ñun waa Grand Yoff ñun ñoo gën a set waa beneen quartier bi te yaakaar naa loolu am solo la cuun dëgg la Mansour wax naa ni liggéey boobu liggéey nañ ci liggéey bu mucc ayib parce que li ñuy tuddee quartier zéro déchet naa ni UCG tàmbali na ci liggéey ay at mu ngi ci kon na liggéey mais damay ñëwaat rek ci li Sala wax léegi su ma mag Sala Bigué moom wax na dëgg yàgg nañu xamante nañ Pikine muy nit ku baax yàgg ñu jàppale également ci li ñuy def bi ñu nekkee Pikine dëgg la mais loolu mu ngi fi jumtukaay yooyu mu ngi fi nit ñoo ñu ngi fi pour dëkk bi mel noonu volonté bi également mu ngi fi dafa naa ni li des rek mooy ñu ñëpp ñu àndandoo am bëgg-bëgg boobu tey ñi ngi jëm ci beneen phase bu bees parce que wax na ko léegi valorisation dañu wax rek ci tabaski bi parce que programme bi loolu laaj mais UCG mi ngi liggéey ci beneen anam parce que am na programme Dakar mais mi ngi liggéey ci anam boo xamante ni ci ay at yu fan yu néew nañu lancé en tout cas beneen affaire boo xamante ni dañuy gis ni jëlaat nañu en compte préoccupation en tout cas sénégalais te loolu li muy wane mooy que ñi fa nekk di liggéey seen xam-xam nekk ci loolu am nañu volonté tey pour yóbbu Sénégal fi mu jëm pour nekk vraiment un pays vraiment émergent macha allah li ñuy def mooy ñu attaqué deuxième partie bi ànd ak ki nga xamante ne mooy commandant waxtaane mbirum talibeeg accident yi ndax ci la bokk ci li ñu dëgmal nii di tabaski bi ñu dem dellusiwaat Mansour ñu wax ci interurbain bi ngay dalal commandant ñoom it seen taxawaay ngir mbiru accident yi aussi gën a wàññeeku ci réew. commandant li ñu waroon njëkk a def sax ci moom mooy jaale ko li nga xamante ni tiis bi dal seen kaw. mooy le commandant donc de la brigade de Koumpentoum. Tamsir Sané mi nga xamante ni jóge na fi bërki démb ci anam yoo xamante ni anam yu metti peut-être. bokkul ak li nga xamante ni waxtaan waaye bokk na ci sécurité des personnes et de leurs biens lii bu amee peut-être que au niveau de la gendarmerie nationale comme ni ñu ko amalee à travers des communiqués mais aussi évolution enquête bi ñu mën a dalal xelu nit ñi que ni enquête bi mi ngi suivre son cours normal et que citoyen seen xel war a mën a dal ak seen moomeel que ni dara du leen ci dal incha allah rabbi. jërëjëf donc damay profité di feddaliwaat njaalu gendarmerie yëpp. rawatina ki ko jiite muy général de division Cheikh Sène di au commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire njaal goo xam ne da koy delloo gendarmerie personnel gendarmerie parce que suñu biir la mais aussi di jaale Tamsir Sané major Tamsir Sané ñi nga xam ne mooy njabootam ay xaritam ay mbokkam ñi nga xam ne moom la doon liggéeyal ci brigade bi donc di wax ne situation insécurité bi nga xam ne moo nekk biir Sénégal du lu yem rek ci Sénégal ci àdduna bi yëpp la mais li ci am solo rek mooy gendarmerie nationale mu ngi indi réponse li ñuy wax réponse sécuritaire maanaam toogul di seetaan donc saa yu phénomène yu mel noonu amee rek mu def ci kéemtalaay kàttanam pour résoudre ko waaye li ci gën a am solo sax mooy dispositif yi nga xam ne moom la ñu jël yëpp muy ay matuwaay yoo xam ne day tax suñu taxawaay ci suñu organisation ni ñuy tabaxee unités yi ak fi ñuy teg nit ñi ñu fexe ba yooyu yëpp ñaawteef yooyu yëpp bañ a am wala suy am aussi muy wàññeeku. maillage du territoire national sur le plan sécuritaire mën nañu wax Sénégal tey jii def na ci ay évolution. gendarmerie nationale mën naa wax ne dafa day fexe di méngoog jamono saa yu non seulement ci li ñuy wax maillage territorial mooy di yokk brigades yi di yokk unité d'intervention yi. mais di xool aussi fi nga xam foofu la ñaawte fi gën a bëree mu fay teg loxoom di fa nekk di xool aussi yenn ñaawte yi nga xam ne moom la ñuy tuddee menaces yu bees yi comme ay terrorisme comme cybercriminalité comme criminalité organisée immigration irrégulière yooyu yëpp blanchiment de capitaux yooyu yëpp mu ciy créer ay unités yoo xam ne dañuy am ay qualification ci loolu mais aussi di recruter ñoo xam ne am nañ compétence bi
te dinañ mën a taxawal li nga xam ne mooy politique sécuritaire bu Sénégal. bala ñuy dugg rek dans le vif du sujet parce que prétexte émission bi tey moom mooy pour wax ci li nga xamante ni moom mooy trafic interurbain bi mais pour descendre un peu dans le sujet tey jii kenn naatablewul que ni gendarmerie nationale am nañu xam-xame matière grise bi mu ngi fi am nañ volonté bi expertise baa ngi fi mais souvent les gens fustigent le fait que moyens yi souvent moom moo dul suivre un peu par rapport ak li nga xamante ni moom mooy ambition yi ak volonté bi ñu bëgg par rapport à l'interland tey bu ñu demee ba ay samba booy jóge ci àll war a mën a yegg ci benn brigade ba war faa mën a def ci yenn nooxoor yi citoyen lambda bi li mu war a mën a penser li mu war a mën a xalaat moom à son fort intérieur tey jii ñii nga xamante ni ils sont censés me protéger bu fekkee ñoom ils sont devenus vulnérables nan lay demee waaw question coowalu moyens yi ndax doy na wala doyul wala mat na wala matul moom day xel di posé wu muy ci niveau population bi mais aussi muy buñ ko fàtte muy ci niveau ki nga xam ne moo jiite réew mi nga xam ne mooy le premier garant de la sécurité du pays muy ci ki nga xam ne moo jiite gendarmerie ak ki nga xam ne moom mooy gendarme nga xam ne moom moo nekk fenn war a assurer kaaraange ñi fa nekk ak seen i koom-koom donc moyens du mës a doy parce que comme ni ñu ko xamee ñun ñëpp menaces yi c'est-à-dire saa yu nit yeewoo rek fukki nit suñu yeewoo rek ñaar ñi minimum ñu ngi xalaat fu ñuy sàccee ci sàcc boobu mën nañ utiliser loo xam ne mën na lor nit wala mu faat nit et cetera donc fu nit yeewoo ci jamono ji ak ni mu tëddee nii fu nit yeewoo yaa ngi xalaat nan ngay utiliser portable internet réseau informatique pour nax nit wala jéem a jël ci moom dara et cetera et cetera donc phénomène criminel phénomène de délinquance day gën di évoluer parfois sax day évoluer ci ñoo xam ne doo leen ko foogee moo taxit da ngay gis ci quartier yi ñu jàpp ni ñu naan kii ndekete moom moo def lii ndekete xamuñu woon ne ndekete li muy romb fii boobu bi léegi dëkk na fi pendant 1 an de kenn xameewu ko lii waaye donc loolu mooy wane ne délinquance moom day gën di yokk li si am solo rek mooy est-ce que état bi mu ngi répondre par des moyens di injecter ay ressources ci domaine sécurité bi boobu mun naa la wax ne vraiment ay efforts yu considérable moom la état bi di def moo tax tey ji gendarmerie mun di créer ay brigades di créer ay postes di jënd ay matériel di aar personnel am ba nga xam ne su ñuy def seen i mission kenn du si gaañu et puis di ko def ci anam yi nga xam ne moo gën a am solo ci ni ma ko laajee woon tout à l'heure ki nga xamante ni moom mooy Thioune bu UCG période la ñoom ci ñoom de forte consommation mais tamit bi soo nekk jamono joo xamante ni trafic bi day intensifié wu rawatina au niveau de l'interurbain nit ñi di jóge ñu bëree bëri parce que fête yi yu bëree bëri dina fi am nit ñi duñ def yenn déplacement yi mais tabaski moom bu amee quasiment ñu bëree bëri dañuy delluwaat seen dëkk te gis nañu souvent delluwaat bi parax beeg yàkkamte beeg yooyu souvent day am ay lorange ci mën a jógee dispositif sécuritaire bi nga xamante au niveau de la gendarmerie nationale comme ñoom seen domaine de compétence la ban ngeen ci taxawal ren ne serait-ce que même pour wàññi coow naqar yi nga xamante dañ jógee waaw dispositif gendarmerie moom amul benn rupture ndax gendarmerie liggéeyam sécurité amul lu ñu naan tey dama koy def suba ma noppalu ginnaaw suba mu jëlaat donc c'est un service qui est continu service public bu continu la bu gratuit la donc c'est vrai que tabaski bi nag événement particulier la événement religieux boo xam ne sur soo koy xool ci biir sur 3 jours la jëm 4 mais Sénégal day jël presque 1 mois à l'avance jël presque 1 à 2 semaines après l'événement ay domaines yu bëri la ay pàcc yu bëri la c'est-à-dire benn pàcc bi mooy nit ñi dañuy bouger jóge ci biir Dakar dem jullee ji ci biir dëkk bi wala jóge ci biir dëkk bi ñëw jullee si Dakar am na sax ñuy jóge bitim réew di ñëw di jullee ci biir dëkk bi boobu mooy def li ñuy wax circulation des personnes dafa am aussi beneen bi nga xam ne mooy circulation des biens te bien bi ci gën a am solo mooy xar yi war a jóge ay Mauritanie war a jóge ay Mali war a jóge ci biir dëkk ci gox-goxaar yi ñëw Dakar vice versa am beneen phénomène boo xam ne mooy aussi marché yi ak point statique yi nga xam ne ci la ñuy jaayee jur yi donc yooyu yëpp fànn boo ci gis dafa am problématique sécuritaire gendarmerie depuis le 1er août la légion ouest nga xam ne moom mooy gendarmerie bi nga xam ne moo wër Dakar région de Dakar ci la commencé déjà di mettre en place dispositif kaaraange mais bokkul ak par exemple légion nord nga xam ne moom mooy Saint-Louis Matam nga xam ne ñoom daanaka dañuy jël en compte jur gi nga xam ne moo war a jóge Mali war a jóge Mauritanie ñoom dañ leen di jël en compte bien avant donc ci dispositif yooyu yëpp
gendarmerie nationale dafa taxaw sécurité routière nekk loo xam ne lu am solo la gendarmerie ñu ngi gën a génn ci mbedd bi ci tali yi ci autoroute yi ci route nationale yi ak route secondaire yi pour aar yi nga xam ne ñooy transport. mais buñ desee commandant buñ desee ci un peu par rapport à cette sécurité routière ñu gis en bonne partie accident de la route yi ñu am yenn heures yu xaw a poussé yi ci fajar gi la ñuy am ak yooyu noonu est-ce que heures yooyu tamit yéen a ngi prépositionné si nga xamante ni ñoom ñooy seen agent yi ñu mën a xool di càmbar circulation bi nit ñi anam yi ñu koy defee parce que xool nañu que ni lu ci ëpp ci wàllum accident yenn heures yooyu lay am différemment ak digg bëccëg gi nga xam ne ci lañu ëpp lu ñuy gis la gendarmerie nationale. fu mu toll nii moom gendarmerie nationale li ñuy wax naan def nañ déploiement optimal. maanaam li nga xam ne yor nañ ko lépp loo xam ne war na génn pour yokk kaaraange assurer kaaraange nit ñi ak seen i koom-koom def nañ ko donc xam nga ne gendarmerie nationale dafa am ay pàcc yu bëri ay légion la. donc légion bu nekk génnee nga le maximum de gendarmes pour assurer en tout cas li nga xam ne. mais commandant nga baal ma le ressenti te dañ koy faral di ko fi wax fii TMTC. mooy ci caytu gi parce que fii chaque fois ñu dalal fi ay acteurs yi yëngu ci wàllu dem ak dikk dañuy gis yenn oto yu lay romb yoo xamante ne man mii sax su ma nekkul alkaati dama naan kii am na yu mu manqué la yenn saa yi nga romb oto boo xam dañ ko fi tooñ sax nga yëg dee parce que oto bi na muy mel ak conditions yi muy joxe même boo ko càmbarul sax. maanaam ku yor lettre bu jëm alaaxira jox ko ko. jox ko ko. waaw mu yóbbu la te chaque fois bu ñu ko fi waxee dañ naan kii xanaa rombul alkaati loolu la ñuy wax ndax rombul alkaati ci tali bi léegoo lee sax dem nañ ba seen der xaw na ci sax yàqu ndax dañ naan boo dajeek ñoom kii am loolu leen kii jox ak yooyu ñu dem muy ay défis yoo xamante ni dafa tegu ci kaw table bi tey mënuñu wax maanaam interurbain wàllu sécurité te amu leen ci pàcc bu ngeen ci def ci wàllu dissuader ñenn ñi ak aussi mat ko ci tali ba nga xamante ni ñenn ñi duñ sañ a def yenn yi mais yooyu yëpp buy am ak dispositif yi nga koy waxee yëpp teewul accident yaa ngi fi ni mais commandant lu mel noonu lu ngeen ciy tontu. damay firndeel rek li nga wax léegi soo xoolee Ila Touba bi daanaka gendarme yi nekk ci région de Thiès li ñu seetlu mooy Ila Touba bi li ci gën a bëri ci accident yi éclatement de pneu la. éclatement de pneu nag su fekkee oto bi day daw ay 90 à l'heure wala 100 à l'heure xëy na chauffeur bi mën na cee génn am nu mu doxalee ba mucc ci. musal si aussi ñi nga xam ne moom lay transport. mais malheureusement Ila Touba bi nit ñi ay 140 160 kilomètres à l'heure la ñuy daw alors que limite bi 110 la. donc xam nga foofu am na problème. problème yi dañoo bari parce que insécurité moom dafa dugal ay pàcc yu bari yoo xam ne ku nekk da nga war a béy sa waar pour que mu mat. force de défense et de sécurité war nga def sa liggéey taxaw di contrôler su oto bi ñëwee aussi indil la carte grise boo xam ne wane na ne def na visite technique te lépp yemb na. mënoo ko téye su yoree permis boo xam ne lépp c'est normal na. mënoo ko téye nga ne ko. même bu oto bi doy waaree sax ba ñaawee njort oto bu doy waar c'est très relatif parce que aussi il faut comprendre que gendarme du technicien. est-ce que waru leen yegg foofu. mais dina def maanaam ñu xarañ dina def contrôle parce que contrôle routier gendarme bi mun na gendarme daf lay wax naan taalal fii. freinel defal lii xool dugg ci biir xool conditions yi nga xam ne moom nga yebee nit ñi. moom nga yebee marchandise bi et cetera donc. nay contrôle. xam nga aussi ba tey benn laaj ci dolli surtout rawatina sunu mbokk yi nga xam dañuy jullee ci sunu dëkk ngaay ay gis sunu mbokk ngaay yi dañuy dem dugg ci horaire mbokk yi waaw. horaire boo xam ni yow non seulement waxuma bagage yi nekk ci biir mais dina tegaat ci kaw porte bagage bi loo xam ni muy sut sax oto bi. toujours boo dee xool aussi loolu dina indi accident parce que dina indi pneu bu éclaté. dina indi oto bu déséquilibré. dina indi yu bari. dama naan ñaata gendarme lay romb ñaata policier lay romb d'accord oto bi mën na valable na am carte grise bu normal visite technique bu normal borom permis bi normal mais loolu mu def muy si charge boobu nga xam ne def na ko tey oto boobu est-ce que après boo ko arrêté yow gendarme bi da nga war a teggi bagage yi wàññi ko ba mu jël limite bi wala da nga ko war a contrôler rek bàyyi ko mu dem ci condition yooyu parce que la plupart li indi accident yi loolu ci lay bokk di nga gis koo xam day dawal oto di dawal normal mais benn oto mooy jóge fële di ñëw côté gauche di dem moom mooy ñëw dajeek moom. maanaam chauffeur bi dootul li nga wax dëgg la oto bu war a daw 110 à l'heure nga dawal ko 140 160 à l'heure oto boobu moomatoo ko. bu pneu éclaté mënoo koo téye
bu déséquilibré boo defee benn braquage bu déséquilibré rek pour nga dellu soit sax mun na dem parce que oto dafa gaaw mais loolu gendarme boobu koy romb muy romb ak policier boobu muy romb dama ni loolu est-ce que ci maanaam desul caytu foofu ndax seen liggéey desul foofu aussi. liggéey bi desul ndax gendarme yi nga xam ne ñoo nekk ci tali bi ñu ngi def seen liggéey te ñoom liggéey boobu daanaka amuñ ci xaaj amuñ ci seen li may xamal rek mooy code de la route moom dafa leer oto boo xam ne nekkul ci ay anam yu wóor wala mu ngi en tout cas violer li nga xam ne mooy condition de mise en circulation dañ koy arrêté su dee dafa yeb lu ëpp surcharge ñu wax ko mu wàññi ko su dee dafa am papier bu mu manqué ñu wax ko mu dem uti ko et cetera donc à ce niveau là amul Mbaye Sène non commandant daf ko wax léegi bon seetlu waaw man kay gis naa ni kiiwu la waaw commandant daf ko wax léegi bu ko Mansour di poser question par rapport à la sécurité gis naa ni honnêtement week-end wi ñëw nii yëpp parce que week-end yëpp mu ngi fekkoon Égypte mais yu ñëw nii yëpp honnêtement lu ñuy jàpp ci ay oto bari na lu ñuy jàpp aussi ci booy agresseur scooter yi teen bari na waaw booy scooter yooyu ñoom ñooy agressé waate booy yooyu si ñoom ñooy agressé c'est depuis ba ñu annoncé 6 mesures yi la non du ku yor scooter rek ay agressé man am naa rakk bu am scooter am naa ay booy yu am scooter yi am na booy cak-cak yi def scooter booy yooyu noonu duñ def dara mais booy yi agressé constat bi ñu def en général mooy booy yore scooter te rawatul duñ ci soloon mbubb sax ñoom ñooy agressé agressé nañ ku ñu xam agressé nañ keneen ak keneen démb rek lañ ci jàpp ñenn ñoo xamante ne dañu bëgg a agressé foofu Sacré-Cœur te scooter lañ yor sànni fa scooter bi daw seen yoon gis nga rafetlu nañ li nga xamante ne bii nii moom mooy actuellement travail bi nga xamante ne moom la gendarmerie di def et la police nationale aussi parce que nag sécurité ñu ngi koy wax mais gis nañ ni am na avancé boo xamante ne bii honnêtement suñu xel mu ngi commencé lu jotoon a am nag commandant di leen jaane encore une fois fu li nga xamante ne moom mooy Koupentoum bañ leen jàppee ba mu fi waxoon peine de mort nañ ko fi indiwaat ñu naan ma ay lumière dafa rëy ku rey dañ la war a rey su ko defoon kenn dootu la reyati ku rey dañ la war a rey yàlla moo ñu ëpp yërmande moom mi nga xamante ne moo ñu sàkk mais comme nee na ku rey ko dañ ko war a rey moo gën ay droit de l'homme ak yu ngeen xamul li nga xamante ne bii nii moom tey moom la ñuy waxaat mooy par rapport aux accidents même Louga je pense que ni hier xaw ma ce matin y a eu un accident boo xamante ne bii nii 5 morts xaw ma 4 morts est-ce que commandant jotul parce que tamit ñu ngi wax ni route yeeg daw beeg affaire yooyu mais est-ce que teen la gendarmerie du vérifier teen yenn chauffeurs yi dawal parce que am na yenn chauffeurs yoo xamante ne bii booy dañuy perfectionné ba taxaw fii duñ xam lu ñuy def bëgg a def ay aller-retour rawatina genre événement yi est-ce que il n'est pas temps tamit di leen vérifier di xool seen bët yi di xool ndax nelawuñ wala di xool seen biir oto ndax dencuñ fa dara parce que tamit di yëpp ay nit ñi nga xamante ne ñu ngi leen di yëpp xamuñ ndax ñooñu consommé nañ quelque chose ndax consommé wuñu dara su fekkente ne nag dañoo def loolu la plupart des accidents am na yooyu tey ñoom ñoo koy causé est-ce qu'il n'est vraiment pas temps commandant de voir si yenn heures yi que les voitures yii nii war ñoo dawati yenn heures yi à cet âge-là nit waroo dawal oto bi war a dem ci yenn destination yi est-ce qu'il n'est vraiment pas temps parce que daal accident c'est ndogalu yàlla la mais tamit est-ce que du vérification bi du suñ jàppatee kenn taxaw xool ndax booy bi pressionné na ou ndax pressionné wul loolu yëpp ay solution la parce que comme ni ma ko waxee sànq problème sécurité insécurité moom su amee ku nekk da ngay xalaat solution mais aussi solution yi ngay jël le plus souvent état day tëddee njaaxaanaay donc su fekkee da nga jël ay solution yoo xam ne dina baax ci côté sécurité kese mais am aussi lu muy wàññi ci ay droit day compliqué moo tax soo seetloo loi bu ñu tëral rek wala en tout cas loo xam ne daal dañ koy tëral ci askan bi dañuy jël façon kii yëpp mooy aspect yëpp soo tey jii soo ne woon bu kenn dawalati oto à partir de 20 heures ci Sénégal yëpp yaakaar naa ne dina am ay problème dina am ñu jóg ne non pourquoi loolu et cetera li ci am solo mooy force de défense et de sécurité di def seen liggéey gendarmerie nationale nag moom mu ngi def liggéeyam. parce que mais commandant baal ma sànq ba léegi commandant lu ñu wax nga ne ñu ngi def seen liggéey non dama lay topp de sànq ba léegi maa ngi lay topp yenn baat rek ngay raat bi ba bëgg léegi duggoo may ma tontu ko ci boobu waaw dama bëgg ngay laal mbir yi nag sànq maa ngi lay faral sa diggante ak Saala mais léegi nag ma ànd ak Saala gendarme ba léegi daf lay arrêté wàcc loola xool ci biir oto bi def contrôle du comportement mooy xool ndax yow lucide nga wala lucido am léegi unité yu bëri léegi unité territoriale yëpp léegi am nañ ay test alcoolomètre loolu aussi dañ koy am
donc su fekkee ne gis nañ ne sa taux d'alcoolémie dafa dépassé et cetera donc am nañ yeneen procédures yi ñu war a def test sanguin yooyu pour confirmer donc yooyu alcoolémie moom amagu leen matériel si am nañ ko am ay kit yoo xam ne dañuy portable yoo xam ne nit ñi dañ koy yor ci unité yi dañ koy yor ci police de la circulation donc insécurité routière moom ay fànn yu bëri la yoo xam ne ku ci nekk am nga loo war a jouer non même sax ñii dugg ci biir oto yi am nañ rôle bu ñu ci war a jouer ñii dawal aussi ñii jënd oto yi di jox chauffeur yi d'accord service yu bëri ñoom ci concerné ay agresseur lañ Mbaye Sène c'est bon yoroo kaddu may mun a xam loolu nag su fekkee xam nga nag lu baax su jotee da nga ko waroon parce que gis nañu aussi liggéey bi nga xamante ne ñu ngi jàpp boy scooter yi agresseur yi jàpp seen koñ loolu débat bi du ñëw fi wax police li ñuy def wala gendarmerie ñu seetlu ni am na ay temps accident yi wàññeeku woon na mais jamono ji dafa gën bëri surtout ci fête yi nga xam ne moom la ñuy dem mais wax sànq wax nga ko solution yi bëri na mais des fois solution bu ñu ko indee peut-être ñu ne ñi du arranger ñii wala dina arranger nii ak nu mu mënti demee solution boo mënti teg dina arranger ñii wala du arranger nii loolu moom yaakaar naa ni ñëpp gis nañu ko wala ñëpp seetlu nañ ko yenn solution yu urgente la gendarmerie gis moom la ñu war a mën a teg ñu appliquer ko ci nu mu gën a gaawee pour accident yi même su wàññeekuwul tamit même su arrêté wul mu mën a wàññeeku. ma jox la exemple Dakar déjà nañ jël Dakar même suñu waxagul côté accident ñëpp seetlu nañ ne Dakar ni muy xatee temps yi ci tali yi dafa jéggi dayoo. ça veut dire quoi fu ñu jëm mooy kenn mënta ñàkk fi ñu jëm mooy naan série yi ñooy daw semaine bi série yi ñoom ñooy daw tamit foofu lañ jëm parce que Dakar kenn mënu ko yokk te oto yi ñu ngi gën a bëri ku nekk yaa ngi bëgg a jënd sa oto keroog am na ku ko doon wax naan léegi ku am salaire xaw ma ñaata rek comment li nga njëkk a xalaat mooy jënd oto donc foofu lañ jëm donc loolu aussi décision politique la yoo xam ne day ñëw ndax loolu tamit dina mën a nekk série yi ñooy daw lu mën a nekk la parce que yeneen dëkk yi dañ koy def wala ñu ne wala ñu ne loolu mën na nekk comme aussi mën na ñu ne yenn zones yi biir Dakar par exemple plateau oto du fa dawati nit ñi dañuy soit da ngay dox wala transport public transport en commun wala nga dox am na ñoo dëkk yoo xam ne sax vélo nga fay demee wala maintenant su dee côté gendarmerie mesures yi mu jël bëri na mesures yi mu jël mooy yokk personnel bi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci unité sécurité routière yi mooy créer li ñu naan groupement de gendarmerie du TER nga xam ne moom mooy jël circulation TER ak li nga xam ne mooy nekk ci rebord yi mooy créer escadron d'autoroute parce que bu njëkk benn unité rek la ñu amoon buy gérer circulation muy escadron circulation bi nga xam ne moo nekk Mbao mais léegi am nañ beneen escadron d'autoroute boo xam ne mooy jël autoroute bi jëlaale Ila Touba bi. li fa am it doy na waar ci autoroute bi péage bi. doy na waar mais li ko yokk rek mooy oto yi. comportement bi. ak li nga xam ne ku nekk sa soxla rek moo la yëkkati. waaye gis ngeen ne gendarme yi ñu ngi fay nekk guddeeg bëccëg amul heure booy romb te doo fa fekk doo fa fekk. xam nga man dama ci remarqué ñetti aspect rond-point yi rëy nañu rond-point yi dañu rëy tey imagine toi. boo jëlee autoroute di dem Pikine da ngay def ba ci péage bi nga war a dugg Pikine noonu foofu benn bouchon bu lay am bouchon bi da gis ñu jógee nu ñu tuddee croisement Cambérène ci suuf ñi jógee buntu Pikine di ñëw ñi jógee Technopole di dugg si ñuy jógee Seras di dugg si kii bi dafa rëy rond point bi dafa wër dafa rëy bien vrai que nag les gendarmes foofu moom vraiment ñi nga fay def liggéey bu am solo mais munoo fa wàcc te fekk loo fa embouteillage te foofu embouteillage foofu lay tàmbalee dugg ci biir péage bi ba laal ci autoroute bi à part boo ñëwee ci station Total bi foofu la ñuy commencé léegi di raam bu fekkee 19h nga wàcc man 21h 21h30 laay dugg Pikine te mënu ma ni Solida ak Pikine ma taxaw 3 heures de temps wala 2 heures de temps wàcc 19h c'est compliqué loolu koo koy wax du ko gëm donc li ma ci remarque mooy rond point yu rëy yi am na problème bu mu ci posé je ne suis pas technicien nag mais gis naa ni remarque boobu def naa ko bien vrai que les gendarmes ñuy def seen liggéey boo ñëwee rond point Cambérène la même chose boo ñëwee fii léegi Massalikul Jinaan rond point boobu noonu aussi la même chose daf ci am ay points yoo xam ni maanaam carrefour la oto yi faaw ñu di fa daje dama yaakaar ne bu ñu xoolee points yooyu ñu réduire li nga xam ne moom mooy rond point yi aussi des gendarmes aussi des policiers taxaw parce que chauffeur moom
takk der rek la respecté. man seetlu woon leen léegi ci man depuis bañ may jàppee ci ceinture ba léegi damay gentoor ba dama koy takk ba xoj rey sama bopp. waaw parce que dañ ma cee jàppoon et puis di laal nit ñi seen poche gis nga Mansour yaay wax sànq sanction bi du dóor de mais nga sénégalais nit sax laa yow nit boo dee laal poche am rek dina yaru imagine toi tey mais fu mel ni Europe da ngay dawal boo dawalee boo defee benn affaire bu ndaw da ngay ñëw rek ñu jox la benn russi PV nga dem fay bu ñu la laalee 100 000 50 000 lañ la laalee dootoo ko defati mesures yooyu il faut ñu di ko jël bi ci des tamit fi may jeexale mooy ñun sénégalais yi nanu am yar gis nga oto pour moyen de transport la oto du pour course du pour daw te gis nga boo demee tey fu mel ni Côte d'Ivoire tey pour affaire bi si mu doon wax sànq bu fekkee da nga jógee Adjamé wala nga jógee Marcory wala nga jógee Treichville di dugg biir plateau soit nga jëm Cocody wala Rivera 3 ba ngay ñëw ba ci plateau da ngay wàcc sa oto da nga koy gaaree. y a des bateau bis lañ koy tuddee da ngay dugg ci ticket bi nga xam ne moom ngay jëlee Dakar dem dikk bi xam nga seen ki fàtte naan Sotrac moom ma ko tere wax. moom ngay dugg ticket boobu moom ngay demee ci bateau bis bi jéggi lac bi. dem dugg fi nga jëm yaa xam boo dee jëm fa il faut aussi yooyu ñu di bien vrai que ñun amuñu ay lag yu ñuy traversé mais il faut Dakar comme boo jëmatee place de l'Indépendance boo dawalee sa oto ba fu mel ni Colobane noonu ñu gaare fa oto yi y a des bus yoo xam boo ko jëlee foo jëm biir Dakar mu yóbbu la abi sànq bi mu ñëw neen daa ñëw ba ci Bourguiba gaare fa jël taxi fay ko 700 mu indi ko waaw am na ñoo xam ne léegi li seen scooter yi bëri aussi am na ñoo xam ne dañuy am oto jël seen scooter daf ko seen maalo oto bu ñu ñëwee ba Dakar dugg ci parc yi gaare seen oto seen course yi ñu jël seen scooter di ko daw wala vélo parce que ay solution la yoo xam ne pour aussi nga mën et tu prends le métro ay solution la xam nga dernière question bi muy wax dafa wax ay kàddu ni takku der bi ni alkaati bi Sénégalais dañu am benn aperçu peut-être que nit ki bu solee tenue ba am benn nuñ ko tuddee sax tey jii ba ñu dem ba dañuy xaw a ragal sax des fois bu ñu gisee comme commandant mu sol tenue bi nii romb ni man ma waroon am ba culture d'énonciation bi nga xamante peut-être wàllum sécurité ñëpp la impliqué yow war nga cee bokk citoyen lambda bi sax war naa mën a bokk war naa mën a am tey jii ci quartier bi ñu gis benn booy boo xamante am comportement boo xamante ni teguwul yoon ñu war a mën a dem au niveau de la police ou bien au niveau de la gendarmerie wax ni kii de bu ñu jógul ci moom ëllëg si biir mën naa jur li une démarche préventive boo duggee ci oto nga gis chauffeur bi mu am comportement di dépasser ci ay lignes continues ak yooyu boo demee ba gis ab gendarme mu taxaw ci yoon bi nga wàcc ñëw ci moom mu mën la déglu nga mën ni ko diw mii de ni mu ñu yoree teguwul yoon te mën naa jur loraange kooku ñu teg ci moom lu ci war mais souvent rapport bi moo xaw a je dirais pas heurté parce que gendarmerie bokk na ci ñi gën a jege population mais bari na ci ay corps yoo xam ne au niveau de force de sécurité de défense askan wi ñemewuñu leen trop tey jii liggéey bi ngeen di def au moins pour davantage se rapprocher de la population parce que dañuy wax concept armée nation wax loolu lépp bu ñu koy wax bu fekkee askan wi moo tax ngay def sécurité ce serait bon aussi que askan boobu gën la ñeme pour mën la wax des fois ay jafe-jafeem. bon fu mu toll nii politique stratégie bi ñuy dawal en termes de sécurité mooy sécurité de proximité sécurité boo xam ne day gën a jege population bi soo xoolee unité gendarmerie bi nga xam ne moo gën a nekk contact ak population brigade la mais brigade soo demee ci gox-goxaar yi mais brigade foofu la ñëpp di dem foofu la ñëpp nit ñi di dem pour légaliser foofu la nit ñi di dem pour def yenn dénonciation yi même problème de couple yi problème de voisinage yi détails yu bëri foofu lañ koy réglé ci brigade yi soo xoolee aussi ñi nga xam ne ñooy brigades yi seen personnel dañuy def li ñu naan ay visites de secteur di def ay patrouilles à la résidence di def ay patrouilles di xool chef de quartier yi chef de village yi di laajte ndax lan moo fi xew et cetera et cetera loolu yëpp ci recherche de renseignement la effort yooyu nag c'est vrai que peur du gendarme moom lu yàgg la mais léegi peur du gendarme boobu soo seetloo mu ngi wàññeeku population nag fi ñu leen di xaare mooy non pas ñu jege gendarmerie rek ci xam ne la sécurité service public la boo xam ne ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo tax ñu jóg mais aussi ñu participer ci sécurité bi parce que problème du Sénégal par rapport ak sécurité mooy citoyens yi dañoo génne seen bopp ci sécurité en tant que acteur ñoom pour ñoom dañ ko war a consommer rek consommer la sécurité alors que l'offre publique de sécurité dafa nekk loo xam ne ñëpp ci war a jàpp le plus souvent nag su ko takk der di wax nit ñi dañuy tëb ne non dafa bëgg a wax ne donc ñun dañoo war a ñëw jël seen place non du loolu loin de là mais collaboration la sécurité collaborative soo gisee loo xam ne jaaxal na la nga ñëw wax dina am toujours ku la déglu d'accord gendarmerie nag nañ xam ne ci fin formation muy officier comme sous-officier
li ñu leen di jàngal dañ leen di jàngal ay techniques d'accueil. dañ leen di jàngal ay techniques de courtoisie. de savoir vivre nga xam ne nit ki su ñëwee dina am tranquillité boo xam ne dina mën a wax soxlaam et cetera et cetera. d'accord ay effort la. néewuma nag mat na. mais ay effort la yoo xam ne ñun xam nañ ko te ñu ngi ciy liggéey. merci commandant Ababacar Faye mu ma doon wax ni déggul olof waaye la ngay làkk moom leneen loo ci dolli moom nga jàngal ñun ñëpp donc commandant lañu àndaloon doon waxtaanee transport interurbain ak li nga xam te ne mooy yéene kilifa yi di yéene ñëpp mooy accident yi mën a wàññeeku rawatina li nga xam te ne ñu ngi ko dëgmal li Saala di wax di ko fàttali te sëñ Fallou Mbacke daan ko wax daal mooy dëgg soo nee yor. non soo dee dawal. soo dee dawal. da nga naan nikk. ni jàkk. bu nee tacc nga ni tekk bu dee yàng nga ni yoll. te li mu doon wax léegi ci transport bi. di nga gis koo xam ne dafay nekk ci oto. chauffeur bi man loolu rek laa laaj mais ñambaas yaa xool seer nag yow tamit tey fin semaine la bii c'est waaw dama bëgg jàpp otage nag fii France. waaw xam nga su ma neexoon du ma la laaj. non non waaye yaa ma laaj question bi laa nekk ba léegi de. xamoo lu suñu Fallou waxoon da nga koy bàyyi mu développé ci loolu. léegi transport bi laa benn la ci laa nekk génn gu ma transport de soo ko na wax sëñ Fallou ci transport nekk génn gu feneen mais ba tey transport laay de. waaw Serigne Fallou bi mu wax moo tax ma ne da nga war a bàyyi mu développé. sëñ bi nee na booy dawal da nga naan nikk mooy nikk maanaam ci volant bi nee na ni jàkk sa kanam bu nee tacc nga ni tekk bu nee yang nga ni yoll léegi nag oto bi nga xam mooy transport di yóbbu nit da ngay chauffeur bi di def naka sudul noonu am ku nekk ci biir naan ko chauffeur ni ngay dawalee du nii waa oto bi tam ñoo ko naan bàyyi ko mu dawal xam nga li muy def dañoo yàkkamti foofu si ma jàppale commandant xam naa ni sax moom foofu léegi la quoi léegi ñun ñoo la boole commandant nga ànd ak moom non léegi am non nga jàppale ko ci liggéey bi parce que li ngay wax nii xam naa ni ñoom commandant nañ ko soxla léegi boole ak ñoom li ñuy def mooy ñu ànd ak ki nga xamante ne moom lañu mooy waa OGI ñu waxtaane li nga xamante ne moo xew ci këru liggéeykaay boobu. alors muy Galoka secrétaire administratif cadre unitaire OGI Sala Bigué may ma tuuti ma wax ak sëñ Ka lu ngeen xewle luy problème bi ca hôpital général bu Grand Yoff. maa ngi leen di nuyu nga di personnel OGI yëpp nga xamante ne ñoom ñoo retrouvé wu formé lu ñuy wax cadre unitaire ce qui veut dire que cadre bi c'est constitué de 5 syndicats ci hôpital général Grand Yoff plus l'ensemble du personnel ñoo organisé woon pour am nekk benn pour pouvoir être un seul interlocuteur pour mën a discuter avec la direction pour les problèmes de l'hôpital. Hôpital Grand Yoff dafa nekk hôpital bu xaw a spécifique bu bëri woon ay jaar-jaar bëri problème ba taxoon na lu bëri personnel bi dañ ko bàyyi woon pour que hôpital bi xaw a mën a souffler. d'accord mais jamono ji li tax ngeen di yëngu parce que gis nañ woote ngeen fi séddale ay morceaux yu xonk xëy ci lendemain bi takk ko tàmbalee wax am yu ngeen ni fu fekkee kilifa yi taxawuñ ci du ngeen bouger fi ngeen nekk loolu lañ bëgg nga dugg directement ñu xam lan la. non en fait ñun ba ñu formé cadre bi dañoo bind ñu wax les ñu ko suñu 10 points revendicatifs yoo xamante ne pour défendre personnel yi ñu présenté ko autorité bi ba ñu ko présenté autorité bi ñu discuter ci ñu toog presque 1 mois après ñu relancer waat ko. mën nga ci laal yenn yooyu nga bindoo. waaw points yi mën nga ci laal yenn. y a ce qu'on appelle comment dirais-je le recrutement un plan de recrutement pour les agents les agents yi nekk foofu nga xamante ne sont des prestataires. ñu leen di woowee prestataire alors que même le code du travail ñooñu du contrat de prestation on peut même appeler CDI lañ leen war a defaral parce que c'est des gardiens yi nga xamante ne def ñenn ñi def nañ fa 10 ans ñenn ñi def nañ fa 5 ans ñenn ñi alors que depuis lors il vit dans l'irrégularité ñun nag ñu soxla woon ko ñu créer leen benn plan boo xamante ne dañ leen di réabsorber au niveau de kii bi. D'accord. ci point de revendication la bokk. ci aussi ñu jéem a gérer ce qu'on appelle les services donc vache laitière au niveau de l'hôpital dafa am ñaari services yoo xamante ne bu doxul hôpital bi du am moyen. alors que ñu remarqué ne y a beaucoup de problèmes dans ce service. mooy service radiologie ak labo service radiologie dañoo am instant yi boo bëggee def mammographie mënoo ko fa def boo bëggee def comment dire rajo presque ñaari table yi dañoo panne yenn examens spéciaux dañu am problème alors on se rend compte que ne à ce moment problème boobu mu ngi am gars yaa ngi décapité ay carreaux di monter ay kii di peinture ñu ne loolu du priorité bi. objectif bi c'est que ñu jéem a gérer su nga xamante ne mooy les services vitaux ñu jéem ko defar de telle sorte que ne malade bu dugg mën a gis boppam ci hôpital bi. loolu benn point bi.
point mooy nu ñu wax les contractuels de l'hôpital dafa am lu ñuy wax un travail égal salaire égal exemple nous les fonctionnaires que ñu ñëwee OGI dañu defal à même niveau que yenn contractuels au niveau de l'hôpital dañu fa am lu ñuy wax benn ce qu'on appelle les heures supplémentaires ñoom seen heure supplémentaire dafa xaw a spécifique comparé ak fonctionnaire man fonctionnaire la peut-être loolu man sax laaluma mais en voyant ñoom ci seen bopp. d'accord nga xamante ne ñun ñoo leen représenté. xam naa boo ma joxee 10 points yi moom sama temps jeex mais léegi bi ngeen waxtaanee kilifa yi ci loolu. bon bu ñu waxtaanee bañ ko proposé point yooyu dañ ci discuter mu jox proposé ñu sax nañu def ay commission un mois après ñu relancer ko depuis lors xam discuter guñ ci waxatu ci dara quand on a posé lu ñuy wax plateforme revendicative la direction nee na reconnaître comment dirais-je cadre bi. nee na cadre bi légalatul. alors que légalatul waaw nee na cadre bi légalul. non nee na d'après moom soit moom il discute par benn syndicat yi ou bien il préfère ne pas discuter avec le cadre ñun ñu ne ko nag ñun on ne va pas faire ça nous sommes un seul interlocuteur il faut discuter avec nous et il a l'obligation de discuter avec nous xam nga lu tax OIT lu ñu ko organisation internationale du travail dafa wax ne travailleurs ci boppam les travailleurs peuvent se reconstituer pour un groupe pour défendre leurs intérêts waxuma la sax syndicat mais si vous êtes des travailleurs mën ngeen former benn groupe pour défendre seen intérêt donc ce qui veut dire dans ce point rek waroon nañu ma ñu recevoir mais il a refusé de ñu recevoir ñun demaguñu sax ci grève on fait juste des mouvements d'humeur pour wane suñu naqar. d'accord fan ngeen ci toll nii instant yi. bi ngeen commencé actuellement ce qui est plus le pire def ce qu'on ci le code du travail sax di interdire on a vu la direction en train de recruter ce qu'on appelle indi nañu agence de sécurité bu bees teg ko ci au niveau de l'hôpital alors que code du travail bi dafa interdire loolu nee na au moment des mouvements bu fekkee ne mouvement d'humeur dafa am c'est interdit que même bu dee contrat par intérim nga indi ab personnel ñëw teg ko foofu soit nga utiliser les personnes yi nga xamante ne peut-être grève wuñu au niveau de la structure ñu jouer ce rôle là alors ils l'ont fait ils ont dit que pour renforcer yow yaa ngi am problème pour recruter sa personnel boobu noonu pour mën a régulariser leen nga indiwaat ñeneen teg ci ñu ne loolu c'est un problème boo xamante ne duñ ci transiger. il faut que ba léegi kon recevoir leen dara. non jusqu'à maintenant recevoir ñu. bon comme ñun ñi nga xamante ne leaders yi à chaque fois ñu ñuy def demande d'explication nous on l'accepte. et on est prêt à aller à la justice parce que xam nañu lu ñuy def li droit moo ñu ko may code du travail l'article 29 moo wax ne autorité amul droit ingérer wu ci activité syndicale amul droit aussi def pression au niveau des syndicats. Bon, bu ñu demee ci yoon on va exposer le kii parce que administrativement ils nous ont envoyé des courriers. Courriers yoo xamante ne ça prouve que ne ça viole le code du travail. courrier yi lu ñu ci def. non courrier yi maanaam demande d'explication parce que un syndicat son rôle c'est de défendre les intérêts de kii am nañu droit ñun au moins def en mouvement taxaw def assemblée générale ou bien def grève c'est que ça loolu moom c'est le code du travail qui nous le permet quand bu ñu ko defee moom autorité bi lu mu am mooy bu ñu ko defee ñun suñu bopp. son rôle mooy que ne au moment où ñun liggéeyuñu bu ko neexee dagguñu ci lool il a le droit de le faire au moment fekkee ne 2 heures de temps la 1 heure de temps la wala journée wala 2 jours la ñu def mën nañ ko dagg ci suñuy salaire mais amul droit di def di bind ay menaces ou bien des demandes d'explication duñu ko envers nous. d'accord finalement lan la ngeen di def kon nii. bon finalement ñun on est toujours ouvert au dialogue parce que même les guerres se termine au niveau d'une table de discussion ñun on est ouvert au dialogue mais quand même il faut que moom mu accepter discuter ak nit ñi comme ça ces points là ñu jéem ko gérer une bonne fois pour toutes. d'accord merci beaucoup Gallo Ka mooy secrétaire administratif cadre unitaire OGI dikkoon doon ñu wax jafe-jafe yi nga xam te jamono ji nemmeeku nañ ko ci hôpital général boobee di Grand Yoff li ñuy def mooy ñu xool page publicitaire des fois ci deuxième partie Maïmouna ak ganam ak Mbaye Sène actualité sportive. ndes lu xew suba bi fi mu nekk wër naa ndox sonn ndox mu baax te sell laa bëggal sama gan yi sa jaaxle jeex na ak baawu naan bii baaw naan waxuma butéel bi jongama gi mu jongam waaye ndox mi sell gi mu sell te yomb gi mu yomb baaw naan bi fan laa ko mën a amee fépp foo dem ci Sénégal am na moo xam ci grossiste yi moo xam ci grande surface ba ci sa boutique du coin bi am na ka man maa ngi daw uti baaw naan lii mooy baaw naan. lii baaw naan. baaw naan mag ñu njëkk ñi ñoo ko xamoon ak ñamal xool.
ci Bawnaan. ak a neex. Bawnaan yegg si na eau minérale naturel kenn dootu ko jigéen fenn mag ñi daan dem ci àll bi tàllal seen loxo waaw waaye sunu bopp tabaaraka wa taala indi nun lu xam ni ay sénégalais noo ko def ay sénégalais noo ko moom kon képp kuy sénégalais wala loo war a naan Hadj Mansour xanaa Bawnaan. établissement Mbaye et frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lu 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. mu ne ma soo demee neel Maysa jamono ji biddéewam di fenk am na beneen biddéew buy suux. Écoute-moi bien man Gueye Ndiara Basse Barthé kenn du ma jam naa ni. Quand un militaire de retour au bercail est dans le collimateur de la racaille. ma ne bu fekkee bëggul wax ak man du mës a arrêté sama reewaay. Sara passe ma sama doom ngir yàlla. ban doom yow da ngay am doom. sama doom nu mu tudd sax. wuyu ma yow laay waxal. Quand un enfant unique verse dans des abus iniques. doo yàlla doo yonent sama kàddu jiitu na ma te xale bi dinaa ko takk. Tu m'as laissé des souvenirs amers. Vibrer pour un feuilleton énorme. Les meilleurs, oui, sans doute les meilleurs que vous n'avez jamais vu ailleurs. Alors, deuxième partie, toi-même, tu sais, ñuy dalal invité Maïmouna Niane maa ngi leen ko doon junj ci ndorteelu émission bi di Serigne Mansour Sy Cissé di taskatu xibaar nekk auteur génne livre bi nga xam ne maa ngi ko doon dippee sànq xam naa ne jël na ko wala Maïmouna yaa ko jël échographie du mannequinat au Sénégal loolu lay waxtaan ak Maïmouna dañuy dem dellusiwaat ak Infomédia. alors Maïmouna ñu waxtaane mbirum mannequinat au Sénégal ngay dalal Serigne Mansour Sy Cissé. Serigne Mansour Sy nga def investigation maanaam gëstu bu xóot ci li nga xam ne mooy métier mannequinat déjà ci livre bi en résumé rek lan lañ ci mën a jàpp. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax di rafetlu plateau bi nga xamante ne bii yow yaa ma may occasion pour ma am ko mu doon émission boo xamante ne en fait dañ koy suivre kooku ku ko waxul tamit waxuloo li nga xamante ne mooy di xew xam nga bi ñuy nekk CESTI wala ñi nga xamante ne dañoo jot a jaar ci yeneen école de journalisme yi dañu doon wax ne na ngeen éviter di valider ce qu'on appelle des préjugés bi may tàmbali enquête bi am na benn animateur boo xam ne ñëpp dañ koy suivre mu ne ma Serigne Mansour jarul ngay sonal sa bopp parce que 99,99% des mannequins dañuy jaay seen bopp mais xam nga loolu boo ko yoonalee dafa mel da ngay valider ay préjugés man gëwuma loolu moo tax ma wàcc ci terrain bi
enquêter li ñu mën a jàpp mooy am na mannequin yoo xam ne dañuy défiler di tëdd 20h40 di tëdd avant 10h di tëdd avant 21h mais aussi am na ay mannequin yoo xamante ne dañuy défiler wala dañuy utiliser défilé di ko jëfandikoo comme couverture parce que li may wax nii ay notes confidentielles ñoo ma ko wax donc bu ñu koy jëfandikoo comme couverture dañ fay jaare di ut liberté pour mën di def loo xamante ne daf leen di neex wax naa ko ci livre bi y a certaines filles dans le milieu du mannequinat y a certaines filles tout court de notre société ñoo xamante ne je les considère ou bien en réalité dañoo am li ñuy tuddee wala dañuy jëfandikoo li ñuy tuddee liberté de chien maanaam di taxawaalu fu nekk di mbuboo mannequinat wala di mbuboo leneen ak leneen pour mën di wéyal seen agenda. loolu mooy li nga xamante ne bii mën nañ koo jàpp ci livre bi. beneen bi xam nga mannequin yi wala ñi nga xamante ne ñoo nekk dans le monde de la jet set dañoo yàgg di défier journalistes yi ne journalistes yi sénégalais yi bu dee am nañu fit nañu tudd ay tur mais Adama Paris xamante nañ en 2016 sur le plateau jarul may tudd télé boobu dafa ne carrément au Sénégal on n'a pas de journalistes on a des journalistes s'ils sont courageux nañu tudd ay tur. yow si sa livre bi da nga tudd ay tur. mais absolument je suis formel madame xam nga enquête da ngay situer ay responsabilités tirer ay conclusions comprendre nga ubbi ay perspectives mais man su ma tudd woon tur kon defuma enquête. mais man li ma intéressé peut-être mooy anam bi nga defee enquête bi. parce que da nga wax lu am solo parce que boo nee investigation mooy ni xëy na am na xóotal boo ci def. xóotal boobu moo la may nga bind ne lii am na lii amut enquête bi noo ko defee da nga leen approché da nga saafonte ak ñoom noo ko defee ba génnee lii. non xam nga enquête moom ñëpp xam nañ ni boo koy def doo wax da ngay fexe ba milieu bi nga xamante ne bii moom nga bëgg a investiguer wala moom nga bëgg a enquêter wala foofu nga bëgg a def li ñuy tuddee immersion nga fexe ba ñooñu doomoo la magoo la xaritoo la maanaam ñoom ni ñu mel da nga leen di fekk ci noonu donte nag am na yoo xamante ne c'est des principes. ñaata at nga nekk ak ñoom. non man les premiers articles du livre ça date du mois d'août 2011 mais travaillé ma à temps plein ci livre bi parce que aussi je travaille au soleil depuis 10 ans donc su ma amee temps ci lay bu ma amee inspiration ci lay bind mën naa ne maa ngi baral sama enquête gannaaw bi nga xamante ne bii ku ñuy tuddee Mati Mbodj yàlla na ko yàlla yërëm bi mu génnee àddina ci laa baral sama enquête donc livre bi maa ngi ko boucler mën naa ne janvier wala décembre wala janvier 2017 mais entre temps il fallait ma xoolaat au dernier moment sax d'ailleurs manuscrit bi dañ ko yóbbuwoon France ma ne woon waa Harmattan nañ ma ko delloowaat pour ma gën a xool pour ma gën a càmbar mais cela ne signifie pas que pendant 8 ans dama ne ci enquête bi non ce que je peux retenir mooy les premières lignes de cet ouvrage ça date du mois d'août 2011 sànq yaa kooku sax am na ay raisons parce que aussi dama lire aussi benn mannequin wax naa turam ci livre bi jarul ma ci jaar parce que aussi tamit livre boo ko pour une approche commerciale da ngay bëgg aussi tamit nit ñi jënd ko jarul may wax turam buñ ko ñi ko bëgg a lire en fait buñ ko lire dinañ xam kan laay waxal dafa def benn entretien mu ne moom elle lui arrive de dépenser par jour 400 000 francs mais 400 000 francs les moins informés dans ce pays savent que en fait, c'est un salaire presque en fait d'un cadre supérieur. Moi, je ne connais pas une activité de mannequinat qui peut te permettre même de dépenser 4 000 francs par jour. Ça, je suis formel. Mais li ma njort mooy li nga xamante ne dañ koy waxtaanee ci biir salon yi li ma njort mooy li nga xamante ne nit ñi dañ koy xumtoo mooy kooku leneen li muy def jotewul dara. te loolu sama enquête révélé na ko te loolu mu ngi ci biir livre bi. sànq yaa ngi doon wax yaa ngi nekkoon ci logique nga ne ci sa livre bi am na ay tur. ak Adama Paris bi fi mu ci toll. mbir moom toll. non tur yi déjà boo ñu mënee wax. non xam nga tur yi moom je veux dire c'est-à-dire dafa amoon benn journal bu tudd Weekend Magazine mën naa ko tudd parce que léegi génnatul. mu amoon benn jigéen kooku mu ngi ci livre bi tudd naa turam mais toujours dans une logique commerciale quoi. mais da ñuy mosal tuuti rek après waaw bëgg ko kii fukki jigéen may ñu ñett rek da ngay wax xam nga dafa amoon benn jigéen mënaguñ lire livre bi si vous pouvez vraiment y a aucun problème dégg na leen de Mbaye voilà tegal ñu ko sur le plan rek ça va même inciter les gens à les Mbaye dégg na la on a 2 minutes jégal ma 2 minutes oui mais moi je suis là depuis 15h30 je suis entièrement d'accord mais nañ dem c'est-à-dire moi j'ai combien de minutes
on a 2 minutes. Allez-y. Bon, bref. La femme benn jigéen turam mu ngi ci livre bi amul problème mu ne musul tox may mun a ñaan yow da nga nekk sama voisine source la en matière d'enquête en matière d'investigation. Vous comprenez? Man journaliste bi on m'a induit en erreur et de bonne foi mais aussi tamit par paresse. Il y a ce que j'appelle des articles de complaisance wax naa ko ci livre bi depuis une année des mannequins quand l'actualité ne leur donnait pas par exemple le micro dañ doon seeti ay yenn kilifa yoo xam ne dañoo am magazine ñu defal leen ay une loolu tudd naa seen tur ci livre bi xale bu jigéen boobu nee na moom musul tox journaliste bi dem bind loolu yow may mun a bu nekkee yow voisine kooku nga te nga xam ni kii wala Serigne Mansour par exemple de référence yow booy lire article bi tu vas dire mais Serigne Mansour mii mais bu defoon un peu d'effort dina am la bonne information kon yow booy lire Serigne Mansour doo ko respecté. C'est-à-dire depuis avant l'indépendance, parce qu'il y a ce que j'appelle la vérité des bibliothèques. Moi, c'est la première fois. Du pour bàkku quoi. Mais dama koy santé suñu borom parce que sant martaba yonent la. Loolu la téere yi wax. Mooy depuis l'indépendance et même avant l'indépendance jusqu'à nos jours amul benn journaliste amul benn intellectuel bu ñime enquêté ci mannequin yi. Parce que ku leen tudd ñu dal ci sa kaw. léegi bu livre bi génnee ba tey ndax yow ama goo ci benn non am na ay audio yu naan man non Serigne Mansour man xamuma la nangam mais le chef de l'État amul kenn ku gën a nekk kilifa ci réew mi wala chef d'État wala ministre mais dañuy enquête ci ñoom di bind ci ñoom te ñuy bind ci ñoom mosuñu toog ak ñoom loolu mooy dëgg mais enquête kenn du ko def di ko naan ay non damay def ci yow enquête non da ngay ñëw sur le terrain encore une fois quand je faisais cette enquête là chaque jour il m'arrivait parfois de dépulser 90 coupures de presse 90 coupures de presse di toog 11 heures de temps par jour di fekkee défilé di dem coulisse di xam lan mooy make-up di xam lan mooy mascara di xam lan mooy pose ongle yëpp dama ko doon fekkee di xam ban heure la ñuy yeew ban heure la ñuy tëdd lan la ñuy lekk lan la ñuy naan est-ce que tu sais que dans le milieu du mannequinat y a certaines filles yoo xamante ne c'est interdit ñuy dox ci naaj xalaatuñ ko non mais parce que produit yi ñuy jëfandikoo permettre leen en réalité ñuy dox ci naaj lan moo tax par exemple à Dakar il y a n mannequins yoo xam ne fi la ñuy converger vous allez à Diourbel vous allez à Fatick vous allez à Koungheul mais foofu climat bi ak ndox mi permettre leen ñuy dund foofu ça les moins informés le savent c'est ça la vérité leneen lu ñu nemmeeku jamono ji au-delà de livre bi gis nañ yenn plateau yi mannequin yi léegi ñoom ñoo koy def wala li nga xam ne mooy yenn émission yi lan nga yaakaar ne moo ko mais loolu dafa mel ni en fait xam ne gis nga livre bi effectivement xam nga Ndeye Assou Gueye moo ko waxoon je la cite mu ne carrément ñoom parfois da dana am jafe-jafe sax bu ñuy def casting léeg-léeg ñu am benn ex-miss wala ex-miss wala mannequin wala ex-mannequin boo xam ne mën na aligner ñaari phrase loolu franchement neexul ba neexul mais promoteur de télé ak promotrice yi bu dee am na fi ci réew mi loolu tamit lu joro xoolaat la sëriñ bi télé du ay caaxaan télé bagage la télé xam-xam la parce que amaana yow fi nga yam di xam-xam ki lay déglu foofu la départ jëm kaw man li ma gëm xam nga mooy lan tu es belle soit sur les plateaux loolu daf fi en fait léegi daf fi war a jeex mais dañ ko war a xoolaat loolu lu ñu war a xool loolu rek parce que aussi bon parfois les promoteurs de télé dañuy jiital trop aspect commercial mais est-ce que ci ñi nga jógee enquête mën nga ñu wax solo la ban niveau d'étude la yenn mannequin yi nga xam te ne jot nga enquêté non xam nga li gën a yéeme mooy da ngay ñëw di défiler te li taxoon nga ñëw Dakar mooy jàng c'est ça la vérité Fleur Mbaye dama koy tudd dafa ñëw Dakar pour jàng mais mujj gi dafa bàyyi lépp parce que on lui a dit oui la topp mannequinat bi non dañ ay non xam nga samit y a ce que y a attends c'est-à-dire dans le milieu du mannequinat y a ce que j'appelle le syndrome de Stockholm xam nga loolu mooy lan en 1973 y a eu un psychologue un criminologue moom moo jàng c'est-à-dire syndrome de Stockholm mooy Maymuna jigéen ñu bëri dañ koy dund seen ménage c'est-à-dire yow dama lay fitnaal di la fitnaal ba nga xamante ne su ma nekkatul ak yow sama dama lay dam loolu dafa am ci man kii d'accord mais doom baay dafa am loo xam dama la koy ñaan wuy ma dafa am lu ma lay ñaan dama am ñaar ñoo xam il faut ma dugal leen li ñuy def dañ koy def première partie parce que li ngay wax nii gis ni ñu bëri laaj nañ ma bëgg ci wax parce que c'est hyper important et puis on découvre benn univers boo xam te ne xëy na ñu bëri comme au départ yow moom nga amoon mooy ay préjugés mais au moins on a la chance nga def ci enquête
bëgguma ñu parax-paraxew dama bëgg am na loo cof par souci de commercialisation non dafa lii waxuma la 2 heures de temps sax waaye demaat moo tax xoolal dama la ñaan nga may ma ñu ñëwaat semaine prochaine ñu yeggali am possibilité yaatal ko parce que ñii ñëpp am na lu ci war a wax non non day ñëwaat non parce que il sait que ni appétit fii am na lu ñu war a wax day ñëwaat dañuy def mooy ñu ànd ak l'international Mbaye Sène ci page sportive nous avec Afro Basket féminin, programme premier tour. Le programme premier tour Afro Basket féminin, c'est à partir de demain à 10h Nigeria Tunisie, à 12h30 Mozambique Kenya, à 15h Mali Angola et à 19h Sénégal Côte d'Ivoire. Le dimanche à 11h30 Kenya Cap-Vert, 14h Tunisie Cameroun, à 16h30 Côte d'Ivoire et Angola RD Congo. C'est le programme du samedi et du dimanche. Composition des poules. Pour la composition des poules, la poule groupe A, Sénégal, Égypte, Côte d'Ivoire, groupe B, Nigeria, Cameroun, Tunisie, groupe C, Mali, RD Congo, Angola, groupe D, Mozambique, Cap-Vert, Kenya. Alors, Ligue des champions, zone Afrique, programme aller. Programme des préliminaires aller, le samedi 10 août, 16h, Stade malien face à Oroya, l'équipe guinéenne, et le dimanche 11 août, Afia face à Étoile du Sahel. Football Coupe CAF, programme préliminaire aller. Effectivement, tout à l'heure se joue le match Baroudi face à Al-Kasma, à cette équipe guinéenne. Et demain, à 14h, Niger Tornades face au FC Samba. Alors, Ligue européenne, avec Football européen, Ligue 1, Première Ligue. C'est le début des championnats européens tout à l'heure à 18h45. Ça est même le match même a commencé tout à l'heure 18h45 Monaco-Lyon. C'est un très très bon début. Leonardo Jardim face à Cervigno, l'ancien joueur du Football Club de Barcelone. Et le programme demain à 15h30 Marseille-Reims, 18h Dijon-Saint-Etienne, Nice, Amiens, Montpellier, Rennes, Angers, Bordeaux, Brest. Et le dimanche Lille-Nantes à 15h Strasbourg-Metz. Et pour terminer le grand match au Parc des Princes, le leader, le Paris Saint-Germain face au club de Nîmes. Alors Mbaye xam ne bonus gars yi dañ koy xaar bëgg nañ ko mais tey maa la ko ñaan. may ma ko rek ñu dem ànd ak waa esthétique et bien-être parce que temps bi dañoo xaj ñu dem jëmaat. Papa ak équipe am kenn du ñoom dañ leen wax ay nouvelles yoo xam ne da mën ngaa wàcc fii mën nga jékki-jékki rek cardiaque Mansour am na loo xam ne su ma la ko waxee léegi nga wàcc plateau bi mais Koura yow la ñuy àndal alors Koura bagage yi nii lan la nii. bagage yi yu baax la. yu baax yoo xamante ne daf ñuy gunge si tabaski bi. alors fan la ñuy njëkkee dañuy wax astuce yi d'abord pour jigéen ñi nan la ñuy waajalee seen tabaski gën a nice gën a jekk pour que ndeysaan ñu mel ni Père Sala Bigué bu nu génnee rek gis Linguère rek damay génn gis la dama yor sama biir kër. oui waaw loolu déggu ma ne Linguère déedéet sa biir kër gi laa wax. da nga di génn bee ma fu ma génn. non maanaam ñoom bu ñu defaroo ci biir néeg ba génn laa wax. ah d'accord fekk si la waaw parce que nga man su ma génnee. waaw Père lan la tey. mer rek dama mer pour bismillah alors jox ñu astuce. waa Pa Ousmane comme ni nga ko waxee sànq rek xam nga vendredi bi passé dañ doon wax si wàllu habillement ni ñu war a mën a solo si tabaski bi ak yenn matières yi tey nag ñu ñëw ci li nga xamante ne moo di coiffure yi kenn du wax sañse te duñu tudd coiffure yi nga xamante ne dafa nekk à la mode mu tendance loolu parce que boo seetloo Pa Ousmane tabaski bi dafa tombé li nga xamante ne moo di période tàngaay te période tàngaay bi xale jigéen ñi dañu am tendance di utiliser yi nga xamante ne ay coupe carré la maanaam greffage yoo xamante ne dafay gàtt ba du leen mën a déranger te dina mën a adéquat ak période tàngaay bi ñu nekk ba pare mu nekk ay perruque te boo seetloo tamit xale jigéen ñi tàmm nañ léegi bàyyi nañ tissage yi maanaam greffage yi nga xamante ne dañuy jël di ko ñaw ci seen bopp yi parce que duñu ci sentir bien non seulement bu ñuy sangu dañuy am problème ba pare bu ñuy def seen i ablution maanaam bu ñuy jàpp ak yooyu noonu day am problème ba mën na am ay mauvaise odeur boo dul utiliser li nga xamante ne moo di sa séchoir
séchoir plutôt voilà loolu moo tax tey ñoom ñu préféré di def yenn perruque yoo xamante ne dafa tendance nekk perruque yoo xamante ne dafay nekk à la des couleurs yu bari yoo xamante ne ay jaune platine lay doon wala sax mën na nekk ay rouge bordeaux wala vert wala li nga xamante ne moo di ay orange mu nekk couleur yoo xamante ne dafa tendance mu ñëw couleur yooyu tamit ñëw na Pa Ousmane répondre ba ci ongle yi nga xamante ne moom la ñuy def boo seetloo xale jigéen ñi léegi dañuy def ay ongles yoo xamante ne avec des couleurs vives li si mel ni ay jaune ay vert ay rose ay rouge sang yenn couleurs yoo xamante ne ça rime avec l'été pour juste pour wane ne xale jigéen ñi léegi ragalatuñu dara ci wàllu sañse dañuy osé mal ci jigéen ñi rek xanaa di nga war a mën a digal ñoom Serigne Mansour xam nga góor ñi tamit góor ñi faw ma def seen crochet ci ñoom ndax tabaski bi moom ñëpp a war a taaru ñëpp a war a mel nu leen neex waaw dinañ dem comme ni ko Pa Ousmane comme ni ko Mbaye Sène tàmb di ko defee di dem ci maison institut de beauté yi di def seen i xamaam def seen i gommage yu baax de la tête aux pieds def seen i pédicure manucure pour nga xamante ne di nga am éclat boo xamante ne da nga koy dégager parce que xam nga góor du maquillé wu waaye wax na di raxas genre di toppatoo powam d'une manière boo xamante ne day am éclat bu attirante boo xamante ne bu solo dafay rafet. alors ñu jeexalee ñi nga xamante ne xëy na jour tabaski ba lu ñëw dañ ciy bëgg a lekk te bëgg nañu lu ñu lekk mu digérer ñooñu loo leen indil tey. waa Pa Ousmane loolu moo tax tey ma def sama tisane bi. boo seetloo tisane bi déjà c'est beau à voir. parce que seetlu naa ni fii Sénégal ñu dañoo tàmm ay boissons gazeuses. te gis nga ni mën naa ne. mais xam nga lu tàmm nañ ñëw xool ko. oui ma il faut que ma dem xool tisane bi. non Mansour waaw ayca ñëwal bàyyi rek Mans may ma rek ma xool. day bii la. tisane baa nekk nii Pa Ousmane. léegi dama koy defar nga ko nii ba pare. defar naa ko non da nga may expliquer léegi nu muy demee ba pare. d'accord léegi Mansour dinaa la wax nu muy kii waaw da nga may expliquer lii lan la nu ñu koy defaree ba pare et tout après ma xool lan lay joxe. d'accord xam nga balaa muy neex ma wax la composants yi nekk ci biir. de ce fait nga mën a am envie pour découvrir ko. voilà composants yi nag c'est très simple et c'est accessible à tout le monde. muy li nga xamante ne moo di ngun-ngun beeg citronnelle bi foo dem di nga ko fa am lu yomb ci à 50 francs nga bégal sa bopp bégal say dëkkandoo bégal képp koo xamante ne seet si na la. li nga xamante ne moo di ngun-ngun boo ko seetloo nii plante médicinale la boo xamante ne c'est riche en vitamine C. mu bari ay vertus yoo xamante ne dina baax ci wàllu wér-gu-yaram baax ci li nga xamante ne moo di AVC te boo seetloo. période tabaski bi. waaw bi mooy citronnelle. balaa may ñëw ci tabaski bi mooy citronnelle. gis nga citronnelle bi. baax na ci li nga xamante ne ba léegi da ko use mon père Landing Cissé ndeysaan. waaw yii lu bari la ci daan ut fajar bi naa di ñu ko sol. citronnelle persa la. xanaa xamoon ni citronnelle bi Pa Ousmane am na ay vertus yu baax yi ci nekk yoo xamante ne parce que anti vieillissement la. boo amee habitude di ko naan dina dem ba yow sa peau ni mu war a di fane parce que booy jëm mag sa film hydrolipidique dafay dee. donc bu fekkee dafay dee da ngay dem ba da ngay commencer da ngay gaaw a màgget. donc du coup bu utiliser li nga xamante ne moo di citronnelle dina la jox benn adoucir sa peau daal di refermer waat defaraat sa film hydrolipidique ba doo gaaw a màgget. ba pare en plus de ça nekk na loo xamante ne baax na ci digestion. baax na ci constipation. baax na ci les maladies cardiovasculaires. waaw baax na ci les maladies cardiovasculaires. baax na ci li nga xamante ne moo di AVC. parce que Pa Ousmane boo seetloo nu période tabaski bi. dañuy utiliser ay yàpp yu bees te yàpp yu bees yooyu ñuy utiliser. xam nga ni dafay bëri graisse. te graisse boobu nekk ci suñu biir yaram du loo xamante ne. baax na ci suñu wàllu wérgu yaram. parce que dafay boucher les veines. veines yi nga xamante ne fa la deret bi war a circuler. graisse bi da koy boucher donc du coup di nga dem ba yow da ngay sentir yenn douleur. peut-être au niveau ci sa dos bi wala say genou wala ngay am yenn palpitation yi wala nga commencer di miir ak yooyu noonu. loolu lépp li koy waral mooy graisse bi. ba boo lekkee boo seetloo am na ñu bari ñoo xamante ne. bu ñu xëyee ba rey seen bopp ci barbecue bi waru moroomu maasu sow yii dootuñu amati appétit pour mën a añ. mais man lu waral loolu parce que graisse bi muy bëri seen yaram. parce que yàpp bu bees dafa diis. am na solo donc boo remplacer boisson gazeuse bi ak tisane donc dina la aider pour nga am digestion bu rapide. ba pare di nga am la pêche maanaam doo gaaw a sonn. dina la aider ci wàllu fatiguement bi. bah oui di nga macha allah daal.
dina tax boo jëlee sa tee ba mu baax. boo jëlee sa tee ba mu baax. Koura on a di nga mën a compris sax noo ko bëggee Pa Ousmane. jërëjëf Koura xam naa ni. message bi waaw. mais damay ñaan leen Koura. man maay ñaan leen léegi Koura may leen ko muy ñëw 2 semaines 2 jours ci semaine. 2 jours ci semaine léegi moom loolu maa la ko kaasal léegi am nga 2 jours semaine. Bah oui, la pêche. Bah oui. Kaala bàyyi nga tàggoo commandant mais commandant xam naa naa jox ci tisane bi mais tàggoo ak moom. parce que li des sa bëreetul. ñu jëm ci fête wax nañ ko mais bu ñu weesoo fête aussi bëgg nañu toujours comme ni ma ko waxee rek xelu askan bi bu ñu tëddee mën a nelaw donte li nga wax tamit lu am solo la mooy askan bi bañ a fàtte ni mbiru force de sécurité et de défense rek ñoom ñu ci dugal seen loxo peut-être message la boo xamante ni boo war mën a lancer à l'endroit de la population mais aussi et surtout à l'endroit des forces de sécurité et de défense aussi ñu gën a raffermir lien parce que souvent aussi approche bi day xaw a ñagastu am na nu ñuy wax ak nit ñi des fois day xaw a metti quoi. waaw loolu yëpp ci ay volets yoo xam ne formation bi ñu ngi koy jël en compte muy ci école yi muy formation continue bi dañuy def ay stages yu bëri pour di gën di ñaax personnel bi ci ni ñu war a comporter wu ak seen yeneen population yi mais aussi ni ñuy comporter boo ak même ki nga xam ne dafa def ñaawte sax dafa am comportement bu rafet boo war a am ci moom boo xam ne voilà devoir la si yow donc par rapport ak tabaski bi vraiment gendarmerie xam na ne période de reste lay am nit ñi dinañ bouger lu bëri jur yi dinañ bouger lu bëri donc insécurité routière bi mën na fa jóge donc dinañ jël ay dispositions yi nga xam ne moo war gën a yokk gendarme yi nga xam ne ñoo nekk ci tali yi mais aussi surveiller point de vente yi pour sàcc bañ faa am ak yenn braquage yeeg yooyu ak aussi yenn sàcc yi nga xam ne da ngay ñëw jël xaalisu nit wala ñëw rocc dara marché yi aussi yi nga xam ne moo nekk ci zone gendarmerie dinañ fa def ay dispositifs de surveillance. jërëjëf commandant Aboubacar Faye mooy chef de division de la communication gendarmerie nationale Père Sala Bigué li ñuy des a bëreetul alaaji ñu bàyyi la rek nga jox ñu. waaw dinaa ko dugal sama avis du jour. waaw c'est que paaka yu ñuy jaay ak jaas yi rek laa defoon dina ci wax mais garaaw comme temps am jeex na amul problème. ci tali bi lañ ne woon mënul wax lépp. waaw loolu la. li ma bëggoon yokk rek. 2 secondes waaw circulation. nit ñi nañ daw ndànk. xam ne tabaski incha allah lundi la. ça veut dire que samedi dimanche ñu bëri ci la ñuy bëgg a dem. nañ daw ndànk ñi nga xam ne dañuy daw guddi aussi nañ fexe ba seen oto yi am ay feux yoo xam ne c'est opérationnel. ñëpp daw ndànk yegg fi ñuy dem ci tabaski ci jàmm. ñibbisi ci jàmm. jërëjëf Père Sala xam naa dafa yorul sama avis du jour parce que ci loolu laa bëggoon wax. dañ koy li ma ciy sof mooy ñi nga xam ne ñooy jël nit ñi di leen yóbbu. loo mënul am ci atum la mu mënoo ko am ci benn 2 jours 3 jours 4 jours sànq li ñu doon wax bu fekkee da nga yore benn oto bëgg ci yóbbu nit ngaay yóbbu ci nit Louga yóbbu ci nit Ndar journée bi doon noppalu jël ay yoo xam ne day tax nga bañ a nelaw or que yooyu noonu mooy dem bay boucher yi nga xam ne mooy tax nga war a nelaw donc yow bu loolu buy jeex booy nelaw doo ko yëg loolu nañ ko xam tey tamit li ñu naan tibb bu rëy lor na borom fekk jublu ko ci woon sunu mbokki njóobeen yi nan def ndànk tabaski der bi ak béjjën yi kenn du ko lekk bokk ci yàpp yi na nga ci denc na nga ci lekk na nga ci saraxe loolu lañ ci diggee der bi ak béjjën yi bokk ci ku nekk nga dela jox ko loxo ni ko baal ma àq bonne nuit jërëjëf bonne nuit di baalu ñëpp àq puisque xam naa ne fii ak ñuy ñëw incha allah lundi day fekk ñu ngi ci tabaski bi li ñuy def rek mooy dinañ reprendre incha allah après tabaski waaye di wax ni ñëpp nañu def li ñu mën bàyyi ba nga def tabaski ngoon gi jot nga gis ni def nga lu ëpp sa conscience dina ñëw kon nag ñëpp